et Twitter. Sud FM Sen Radio. Application mobile Sud FM Radio Sénégal. Site officiel www.sudfmsenradio.com. En national, en régional ou en international. Sud FM, première radio privée du Sénégal. Sud FM, la radio référence. Sud FM. Il est 19h. seen émission waar wi àllarba bii bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee Makhtar Sall dina andi waxtaan wu am solo séq ko ak ay ganam mu jëm nag ci wàllu ndox mi jafe-jafe ndox mi nga xam ne am na te ba léegi ñu ngi xaar ngir mu saafarawu waaye gisaguñu lu ni mel ci loolu nag Makhtar Sall di ci dalal Ndiaye Diop di directeur de la communication et des relations internationales ci Sen'Eau dina feggoo ak Momar Cissé di vice-président bu ASCOSEN ak Ndiambe Diop di directeur du contrôle et de l'exploitation nekk ca OFOR di ngeen mën a bokk ci waxtaan mu ngeen woote ci 88 628 98 98 wàllu ndox mi la ñuy waxtaanee ñàkkam ci biir Ndakaaru saafara yi nga xam ne Sen'Eau taxaw na ngir andi ko bu ko kenn wuute. salaamaaleykum mbokki auditeurs waar yi ñu leen di gërëm bu baax a baax si seen teewaay tey jii nag ñu indi leen waxtaan boo xam ne waxtaan bu am solo la ndax mi ngi jublu si wàllu ndox comme li ngeen dégg léegi waykat bi wax ko solo ndox kooku moom pàcc boo jàpp si àdduna bi rek moom daa fa fekk moom muy juddu ba nit di doy génn àdduna ak fu nu mënti jaar ak si li nga xam ne moom nuy jëfandikoo lépp ndox mooy li nga xam ne loolu moom moo ko lal loolu tax mu nekk lu am solo gannaaw bu loolu nag gis ngeen démb journée bi nga xam ne moom lañ ko jagle woon dégg ngeen tam coow bi nga xam ne tam moo jollee si wàllu ndox mi ak waxtaan yi am solo yi nga xam ne tam génn na si loolu nag tax te ji ba nu woo ñoo xam ni ñoo ngi liggéey ñoom tam si wàllu ndox mi ak gaa jëfandikoo yi ngir daal indi si waxtaan boo xam ne yaakaar na ni li nga xam ne dafay soqeeku yëpp si wàllu waxtaan bi dana jox solo bu baax a baax waxtaan bi ak ñi nga xam ne tam ñoo ŋànk mbirum ndox mi tam mu leeral leen si seen wàllu liggéey ak ñoom tam li nga xam ne war nañ ko jël si wàllu safara nekk loo xam ni dana leer si seen xel loolu yëpp si waxtaan rek la mën génne loolu tax tam ñi nga xam ñoo ngi ñooy suñu auditeurs yi ñoom tam ñoo ngi leen di woo lu fekkee ne am na lu ñu bëgg laajte wala tam loo xam ne bëgg nañ ko dolli si waxtaan wi mën nañu woote 88 628 98 98 88 628 98 98 nu gannaaw loolu nag nuy dalal sunu gan yi d'abord Ndiaye Diop moom mi nga xam nooy directeur communication ak relation internationale bu Sen'Eau Ndiaye nu lay bàyyi nga nuyu teg sa waa kër ak tam ñi nga xam ni ñooy ñi ñuy déglu. jërëjëf Rajo Makhtar asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu maa ngi fàttali fonction bu ma yore directeur de la communication la. merci beaucoup maa ngi gërëm tamit ñi nga xam ne ñoom laa fi teewal bàyyi nga présenté leen di nuyu mbokku auditeurs yëpp. voilà keneen koo xam tam mi ngi si wàllu ndox mi muy Ndiamé Diop moom nekk si contrôle de l'exploitation bu OFOR Ndiamé nu lay bàyyi également yow tam nga nuyu ak gaa Sud FM yi ak ñi nga xam ne tam ñooy suñu auditeurs yi. waaw jërëjëf Serigne Sall. salaamaaleykum. ñu ngi nuyu auditeurs Sud FM yëpp. di nuyu aussi ñi fi fekk muy Ndiaye ak Serigne Cissé. am yaakaar rek ne émission bi dina nekk njëriñ pour askan bi jërëjëf. jërëjëf voilà ñu ñëw nag si ñi nga xam ne ñoo waaye jëfandikoo yi Momar Cissé di vice-président ASCOSEN Momar nu bàyyi nga nuyoon teg waa kër gi ak auditeurs yi. jërëjëf Makhtar maa ngi nuyu auditeurs Sud FM yëpp di encourager toujours l'équipe Sud FM nga xam ne Baye Omar moo ko jiite. bala ñuy dugg ci waxtaan wi nag kenn mënul wax fi mu toll nii te jàll woo ñi nga xam ne dem nañ ci événement bi. te di ñaan jàmm ci Sénégal. jërëjëf. ndax jàmm moo tax ñu mën a wax waxi ndox tey. bu jàmm amul dara du mën a am. loolu daal bëggoon naa ko wax vraiment di ñaan yàlla jàmm ji sax. voilà loolu def naa am solo jërëjëf si ñaan boobu nga ñaan yaakaar naa sunu borom dana ko nangu ndax jàmm moom lu mu bokk rek loolu moom du mën jëm kanam. pour ñu dellusiwaat si waxtaan wi gis na nag jamono yi ñu nekk wàllu ndox nekk na loo xam ni lu xaw lëmbee réew mi la ndax ñii ñoo ngi wax jot nañu ndox ñii di wax ndox mi nu jot nekkul ndox mu baax ñii di wax njëg yi leen di
appliqué si wàllu ndox mi njëg boobu yokk nañ ko moom daal bu nekk rek moom daa ko dégg moom si biir ndox mi surtout nag fa nga xam ne nag moom mooy kaw ga ñun nag du nekk kaw ga ñun kaw ga nañuy faral toujours loo tax tey jii sa kaw ga nañuy commencé Ndiame Diop yow yaay ubbi tey jii moom débat yi dégg nga defe naa sa gaañ yi surtout si waa kaw gi ñoom li nga xam ni daal jamono yii ñu ay gox yu bare surtout li nga xam ni mooy zone Diourbel zone Thiès également tam ba côté Dagana jëm waaw ba tey doonee Bambey moom Diourbel la bokk côté yooyu yëpp si wàllu ndox mi am na ay jafe-jafe yu tar yoo xam ni ñoom daal yëkkati nañ ko si fànn boobu waaye li nga xam ne fi noonu bëggoon commencé rek mooy tëj yi ndox mi est-ce que mën ngeen wax surtout si li nga xam ni moom mooy affaire OFOR ak moom mi nga xam ni moo wuutu Agifor bi fi nekkoon bien que Agifor yi am na yoo xam ne tey jii ba tey des na ndax defe naa seen couverture nekk na yéen booru ay 52% la war doon wala sax du fekkee ni Agifor yi ëpp nu moom bëggoon rek nga xam ne tey jii si wàllu accès bi jot ndox mi tey jii yéen fu ngeen si toll gannaaw ba nga xamee ni taxawal nanu kii OFOR ba léegi. waaw jërëjëf ñu lay gërëm di la sant si laaj bu am solo boobu. wax rek ne peut-être damay commencer si fàttali ak wax nit ñi auditeurs yi lan mooy OFOR dana baax ñu xamal askan bi lan mooy OFOR lu ko tax a jóg lan mooy mission parce que souvent doo déggee si débat yi day am ay confusion diggante OFOR Agifor opérateur yi moo tax dana baax ñu leeral foofu OFOR nag kuréel la boo xam ne kër la boo xam ne nguur Sénégal moo ko sos en 2014 ñu rattaché ko si ministère de l'eau et de l'assainissement mu war a saytu gérer patrimoine hydraulique rural maanaam jumtuwaay yi nga xam ne yépp moom nañuy yor pour mën a jox askan bi ndox si réew kaw bi loolu moom la ko nguur bi dënk fi mu nekk nii mu toll si te lim bi toll si 2 junne ak fanweer daanaka 2 junne ak fanweeru forage am nañ ko yoo xam ne moom nañuy gérer fi mu nekk nii pour jox askan bi ndox mi si réew kaw bi loolu nag liñ ko dënk mooy mu fexe ba saytu ko maanaam gérer patrimoine bi fexe ba fépp foo xam ne war nañ ko yokk ñu yokk ko fépp koo xam ne jotuñu woon ndox ñu mën fa yóbbu ndox fépp loo xam ne war nañ ko war a def ba en tout cas améliorer qualité ndox mi ba mu mucc ayib ñu def ko fexe ba aussi amin bi nit ñi li ñu jote ndox mi mu woyof si ñoom loolu mooy suñu mission ñu si loolu nag ñu ne ñu da ngeen di def lu ñuy wax délégation service public maanaam dënk exploitation bi ay opérateurs privés ñoo xam ne seen métier la ñooñ nag bi ñu ko defee ñu def benn étude bu yaatu pour xool loolu naka nañ ko war a defee nu mu war a tëddee loolu moo indi ñu découper territoire bi en 8 périmètres ñu ne périmètre bu nekk. daa mën tënk tuuti waaw. ñu ne périmètre bu nekk. dinañ ko dënk benn opérateur. bi ñu sosee OFOR 2014 2015 ñu commencé installer opérateurs yooyu tey fi mu nekk nii. opérateurs yooyu yan la. opérateurs yi tey fi mu nekk nii recruter waaw. 9 opérateurs jël nañu fonction. ñan nañu opérateur doone opérateur mooy lan seen xarañte seen dañu lancé appel d'offre. appel d'offre international la lancé am si la base de critères nag parce que booy choisir aussi opérateur koo xam ne da nga ko bëgg a dënk liggéey war nga xam ci li nga koy dënk ndax mën na ko wala mënu ko da nga war a fixer ay critères technique expérience ndax moom mos na ko def ndax am na kattan bi ndax am na doole bi ndax am na alal boo xam ne dina mën a tax mu def liggéey boobu si kaw loolu nañu lancé appel d'offre yi choisir ay opérateurs mais yi si bëri dañu gis na ay groupement la groupement entreprise sénégalaise ak étranger loolu daanaka opérateurs yëpp ñu si bëri ay groupement la loolu nañ def lancé ko choisir ces opérateurs de manière transparente par périmètre fi mu nekk nii ñeenti nañu choisir pour le moment le processus continue. ah ñeenti ñoo amee kii ñeenti daal di jëlagum fonction. ñoo nekk amee kii yi nekk Sénégal yëpp ñaata kii Sénégal ñoo si nekk entreprise. non ñoom ñëpp am na si entreprise. ñoom ñëpp kii nañu kii Sénégal parce que bu ñu la créé dañu ne obligation moo nekkoon yow bu ñu la joxee marché bi da nga war a créer une société de droit sénégalais
boo xam ne léegi moom mooy gérer affaire yi. mooy gérer exploitation bi. donc dès que ñu attribuer le marché bi da nga war a mettre en place une société de droit sénégalais moom mooy signer contrat bi ak l'État du Sénégal. donc pour toutes ces entreprises c'est des entreprises sénégalaises qui sont en train de gérer ces exploitations. bi ñu toppee loolu tey fi may wax nii. léegi il faut que nu gaaw tuuti léegi du ne Aquatex wala yu demee noonu. ko non moom mooy fa laa jëm yooyu mooy lan waaw fa laa jëm. bu ñu nee Aquatec groupement la woon d'entreprise ñoom ñu créé Aquatec Sénégal ñoom ñoo yore Thiès ak Diourbel boo demee Kaolack Kaffrine keneen nga fay fekk Flex O lañ ko wax. ñoom seen liggéey loolu la woon ay mbirum ndox ak yooyu rek na doon liggéey ñoom. seen partenaire technique bi nga xam ne moom la ñu àndal seen liggéey loolu la parce que ñu ngi gérer ay Maroc ñu ngi gérer ak Canada donc loolu mooy seen liggéey Flex O moo nekk Tamba moo nekk Kaolack Kaffrine boo demee Tamba Chose la Chose aussi dafa nekkoon en groupement avec l'entreprise tunisienne ñoo xam ne ñooy loolu mooy seen liggéey nga ñëw si Fatick mooy transfert u NDP Notto Ndiosmone Palmarin foofu tamit Joor moo demoon en groupement avec d'autres entreprises. Joor ñooñu seen origine lan la ñoom. Joor sénégalaise une entreprise sénégalaise. ñaata entreprise sénégalaise moo si nekk léegi wax nga Tunisie wax nga xaw ma ñan ñaata entreprise sénégalaise moo nekk si kii. non fii bu fekkee ne da nga jël bu NDP bu CO bi boobu benn entreprise sénégalaise moo si nekk mais ils ont mis en place une entreprise sénégalaise. pour le droit sénégalais. donc loolu mooy situation bi actuellement au niveau du monde rural. voilà ma ñëw si Ndiaye également bala bon accès laa waxoon sànq mais daan si ñëwaat tuuti mais il faut que également Ndiaye puisque léegi kenn waxtul S2 Sen'Eau nañuy wax bëgg nañ tam yow également nga wax nu Sen'Eau tey jii présenté nu ko au moins pour que xelu nit ñi parce que ñu bari dañuy nekk di wax ni Sen'Eau dafa mel ne sax neenu Sen'Eau bi mu ñëwee affaire yi dafa gën compliqué par rapport ak S2 ñaar ñëpp fréquenté leen mais présenté nu quand même Sen'Eau naka la tëddee ak seen capital tout ça ak participation Sénégal. waaw ma nuyuwaat bokk déglukat yépp wax rek ne Sen'Eau balaa may yegsi ci moom sax maanaam nguuru Sénégal ngir ñu teel ko ndox mi dafa seet nu mu jàpp ne moom mooy gën a mën a am njariñ mooy gën a dox te mooy gën a fekk aussi bëgg-bëggu askan mu jël ñetti tànk benn bi mu ne mooy SONES mu dénk ko li ñuy wax patrimoine mooy jumtukaay alalu ndox mi yépp usine forage conduite yépp parce que état du Sénégal loolu souveraineté la moo ko moom mu ne léegi dama bëgg keneen koo xamante ni moom mooy yoral li ñuy wax exploitation maanaam mooy jële ndox mi ci usine yi moo koy togg moo koy dugal ci tuyau yi moo koy indi ba ci robinet askan wi maanaam ñi koy jëfandikoo waaye itam moom mooy fexe ba képp ku jëfandikoo li ngay fay moom moo koy encaissé bu encaissé nag moomut lépp ci misaal gàttal mel ni transporteur yow nga am sa tata ay pour ñi gën a comprendre li ma xam yaa jënd tata nga jox ma man Ndiaye may chauffeur nga ne ma versement bis bu nekk indil ma 10 000 waaye bis bu nekk man dinaa la fay 1500 bu ma liggéeyoon 100 000 francs 1500 yi mun ma ko weesu loolu la ñuy wax prix exploitant léegi man exploitant bi di Sen'Eau moom mooy facturier du secteur bi mooy boo ko déggee mooy ONAS bi yor wàllu assainissement ñun ñoo koy jëlal facture am facture boo gis boo ubbee ci ginnaaw nit ñi dañ ko dul xool di nga gis ñu wax par ONAS ñun ñooy jëlal collectivité locale yi maanaam maire yi ñu ñoo leen di jëlal ñu ñooy jël tamit état bi ci wàllu yenn impôts yi ak yeneen yoo xamante ni dafa dugg ci biir boo ubbee ci ginnaaw facture bi liste la boo xamante ni ñooñu ñëpp ñu ñoo leen di jëlal seen xaalis kon li nga xam ne moom la ñuy for ci liggéey bi du caagante lépp ci gafaka exploitant bi muy Sen'Eau fa la jëm léegi loolu lan moo tax état def ko état dafa xam ne entreprise maanaam bu laalee privé ñi muy séqal diggante état ak état duñu mën a ko jox seen xaalis muy bailleur de fonds yi léegi état jël société de patrimoine muy SONES ci turam mooy dem uti xaalis
ngir ñu mën a def ay jumtukaay yi moom mooy usine yi mooy forage wala mooy leneen. bu ko defee lañ koy lebal pour mu koy defar Sen'Eau mi muy liggéeyloo ci la muy liggéey ci la ñuy jël di fay loolu moo tax société bi actuellement dafa équilibré dox bu mu dox moom moo tax état du Sénégal ne lii ma def ci dëkk taax yi muy ville yi centre urbain yi naa ko jéem ci kaw gi loolu moo indi juddu OFOR rôle bi SONES di jouer rôle boobu lay jouer moom moo yore patrimoine bi moom mooy signer contrat de performance ak yeneen acteurs yi muy exploitants yi ñoom ñooy liggéey am na nu ñu doxale ci seen biir bi ma si dugg wante ñun suñu wàllu noonu lay demee léegi Sen'Eau 200 ak lu topp ay doomu Sénégal ñoo ciy liggéey góor ak jigéen mag ak ndaw état du Sénégal dafa defoon lu ñuy wax appel d'offre ndax contrat SD dafa jeexoon mu ne damay yeesal bu may yeesal nag damay daal di ubbi ci àdduna bi yëpp ku mën na ñëw ma xool dossier yi ci lay tànn ci bu mu demee ba ci cëppaandaw ji la ñu xam ne Sen'Eau moom mooy société sénégalaise bi am partenaire technique bu ñuy wax Suez bëri nañu ko xam ci àdduna bi ci multinational di yëngu ci wàllu ndox ak ci wàllu assainissement ci wàllu déchet wàllu environnement moom état du Sénégal ne léegi dama bëgg yëf yi bañ a loomaate maanaam am équilibre bëgguma kii partenaire technique bi ëpp doole ci liggéey bi mu daal di jël bu dee téeméer la mu ne ko léegi yow dama lay jox 45 muy 145% ci part action yi mu ne 55% yi ñun waa Sénégal ñoo koy séddoo man état damay jël 25% léegi waa 24 la ndax xam nga ne liggéeykat dañu laajoon ñu yokkal leen li leen bëggoon a jox ba léegi ñoom ñu am 8% mu liggéeykatu Sen'Eau yi waaye tamit secteur bi sax dañ ci bokk muy SONES ak ONAS am 3%. léegi dana am yeneen privé sénégalais yoo xam ne yow bu la neexee Momad Cissé bu ko neexee Ndiame bu ko neexee bu fekkee mën nañ ko bu ñu ubbee ñu dem jënd ay action nekk ay actionnaire ci société bi waaye li ñu bëgg mooy 55% yi des parts nekk ay sénégalais ñoom ñoo koy moom ñooñu nag ñoom ñoo yor toggum ndox mi ak séddaleem ndox mi ak jël facture loolu moo tax ñun la nit ñi xam parce que ñun ñooy jëflante ak nit ñi guddi ak bëccëg ñun lañ xam bu ñuy jooytu ci ñëw la ñuy ñëw ci ñun la ñuy ñëw bu ñu bëggee ndox ci ñun la ñuy ñëw ñun tam bu ñu amee facture ci ñoom la ñuy dem jox leen facture yi ñu fay ñu encaissé bu ñu encaissé nag li état bi wax ne noonu la ñu war a tëralee xaalis boobu noonu la ñu koy séddale ba mu ne kooc dara du ci manqué loolu daal ci gàttal mënoon naa la wax ne loolu mooy maanaam mbiru liggéeyu Sen'Eau. voilà consommateur. jërëjëf Momad yow léegi dégg nga ni ñoom ñëpp ñu expliqué taxawaayu société yi nga xam ni ñoom la ñuy liggéeyal ak tam maanaam capital bi nañ ko taxawale yow en tant que consommateur d'abord première question noo gisee taxawaay boobu. ak li nga xam ni mooy capital bi nañ ko taxawalee. ak ñi nga xam ni tam ñoo nekk ci suuf di liggéey bi. mooy ni ñu ko taxawalee ku ci nekk dafa am contrat at ñi nga xam ne ñoom ngay jëfandikoo ñun ñu am contrat at ñooñu boo demee ci monde rural bi OFOR dafa am contrat ak opérateur yooyu muy wax concessionnaire yi nga ñëw ci monde urbain bi SONES am contrat ak Sen'Eau ñun nag ñu am contrat boo demee ci monde rural bi ak concessionnaire yooyu nga ñëw ci monde urbain bi ñun ñu am contrat ak Sen'Eau mais fi nga xam ne ñun toujours moom la ñuy jooy mooy contrat yi nga xam ne moom moo lié OFOR ak opérateurs yi ñun xamuñu ci dara contrat bi nga xam ne moo lié SONES ak Sen'Eau ñun xamuñu ci dara. pourquoi. loolu nag mooy la grande question moo tax ñu ne ki la abal ay bët dangay xool fa ko neex je m'explique tey jii état boo jëlee SONES ndox manqué ñu ne nañ def programme d'urgence état mënul lever tout de suite les fonds yooyu kon Sen'Eau moo koy lever yow ki nga xam ne da nga ko war a saytu bu jàddee nga rëq ndigam
te boo amee difficulté moom mooy ñëw jox la xaalis nga investir loolu la ñu wax ne contrat yooyu ñun bu ñu sañoon tey jii non seulement ñu xam ko mais ñu changer ko ndax dañu jege wante trop ñoom seen jege wante tax na ba bu ma la joxee exemple bi nga xam ne moo amoon KMS 3 nga xam ne ndakaaru toog na lu yàgg amuñu ndox ba tey la Youssou Ndour waxoon ca wéy ba xamuñu ku daan kañ la xamuñu ku daanu kan la te ñun sunu contrat ak ñoom mooy ñu jox ñu ndox mu sell ndox mu bari at mu nekk loo xam ne du am ay dagg-dagg mais ñun nous sommes des victimes boobu nag li koy indi te amuñu ba tey wéy wi ndax seen SDE moo fi nekkoon ndax moo tooñoon wala SONES moo tooñoon ba tey ñun xamuñu ko te pourtant am na ku tooñ am na comme xam ne ci cahier de charge diggante SONES ak SDE am na ku ci faillir mais contrat bi ñu def nga xam ne ñun xamuñu ko nga xam ne programme d'urgence bu ñëwoon tey da nga maam SONES mënut a lever fonds SDE mooy lever fonds ba tey jii SEN'EAU mooy lever fonds tax na ba ñu ne deet nañ ut autorité de régulation bi lu tax muy jóg mooy dafay nekk day tëddee njaaxaanaay entre bu dee le monde rural parce que secteur bi dafa bëri ay intervenants nekkatul rek SDE SEN'EAU SONES OFOR la ak 9 concessionnaires 4 yi ñoo fonctionnel mais 9 yi mën nañu concessionnaire kon boog ñun nga xam ne da nga maam bu ñu fayulee dañuy couper kon ku ci fayir war nañ mun a xam ne responsabilité bi kii la bu boobaa ñun bu ñu amee réparation yi ñuy demandé ñu demandé kooku moo tax taxawaay bi lu ñu war a xoolaat la autorité de régulation boobu ñuy laaj nga xam ne mooy team OFOR mooy team SONES parce que SONES ak SEN'EAU benn lañ man damay naan peeru nag la ñooy ànd bu ci kenn defee nii rek problème am mais comme dañuy lebalante nag di fayalante OFOR boo ko xoolee man li may njëkk a plaider mooy ñu may ko doole parce que image u Aquatec ak Flex'Eau nga xam ne toujours boo ko xoolee le monde rural dañ ne bugguñu ba chef de l'État jox benn cabinet mu war a def étude bi ñëw na ci ñun dina def ci acteurs yépp recueillir yi nga xam ne moom lañ war a dugal ci input bi loolu bu amee c'est parce que ça ne marche pas def nañ ko nag maa ngi dégg waa OFOR cahier de charge yi mais li fi nekkoon muy le monde rural c'est parce que dafa amoon ay limites parce que bi ñu demee ba mu yàgg ñu exercer am na lu ñu doon méttilu ñu ne kon donc nañ ko jox ñeneen mais dafa mel ne da nga dëgg xalu safara tëb dëgg ndëefu nag ku xam ndeefu nag boo ca tegee sa tànk da nga jógaat. waaw léegi nu agsi ñëw bon yaa ngi doon wax léegi mbirum sellalu ndox li ak li nga si boole de toute façon moom débat bi kenn du ko mën épuiser moom jamono yi nekk defoon nañ fi benn débat mais léegi dañuy bàyyi Pablaye rek moom mu demal nu si nu ñëw léegi si mbirum sellalu ndox mi Pablaye mu demal nu ba Mbacké jël nu foofu docteur Mbodj du fekkee ne Pablaye pare na nga dem nu Pablaye du fekkee ne jot nga ki nga xam ne moom lañ soxla mais très rapidement damay dellusiwaat si Ndiaye waa Ndiaye si wàllu accès ndox mi gis nga ñu bare d'ailleurs ñoo ngi yoo fugu katay golf un peu partout ak HLM xam ma fan di wax ndox mi pour mu ñëw ba accès si ñoom problème la et cetera donc accès bi lan moo tax Ndiaye métti boobu nekk si nii ba tey. waaw bala may ñëw ci loolu rek justement kii rek maanaam moomat yaakaaroon naa ne ku nekk war na mën a wax ne xamul dara ci contrat bi muy doxee peut-être que ba mu des yow association consommateur nga bokk xam nga ne muy SONES muy SEN'EAU muy ministère muy yeneen acteurs yi nekk ci ndox mi yépp amul benn bunt booy fëgg bu ne dama laaj nangam ñu bañ la ko jox bu dul dara dafa am ay daje yoo xamante ni de manière régulière ñun au moins suñu côté dañ daje ak yéen ñaari yoon ci at mi juróom-benn weer yu nekk dañu ñëw toog ne leen léegi wax leen lan ngeen bëgg a xam ci suñu liggéey
ngeen laaj ñu tontu leen mën na am mu doy leen mën na am mu bañ leen doy waaye loolu bañuñu ko ñu ngi koy doxale ak yéen te yaakaar na boobu ba léegi lu bëri lu ngeen di bëgg a xam ñi ngi leen koy yegge yaakaar naa tamit secteur bi amul benn yëngu-yëngu boo xamante ni maanaam dina ci am te duñ leen ci associé moo tax mu xaw ma jaaxal juste boo nee xamuñu dara ci contrat bi peut-être mun na am koo xamante ni maanaam Njaay la sant parce que ñoom laa yàpp ne man xaw ma dara lu xew waaye association de consommateurs yi nekk Sénégal aux environs de 15 amul benn association boo xamante ni waaye non dama ne aux environs de 15 amul benn association boo xamante ni de manière individuelle wala globale mu waxoo ne ñun dañ la tëjal suñuy bunt c'est ouvert pour que loo bëgg a xam ñu ne lii nii la demee loolu moom yaakaar naa ne mën nañ ci déggoo ba noppi bu dee programme d'urgence yi nga xam ne yëkkati nga ko programme d'urgence maanaam contrat bi moo ko programmé te du saa su nekk de urgence mooy loo xam ne dafa jàmp SONES dafa am programme am ay ouvrage yoo xam ne daf ko war a def lu ñuy wax plan quinquennal wala plan triennal wala leneen mun na jàpp naa ne askanu Sénégal ni ñuy màggee nangam usine moom moo leen di doy nangam ci ndox moom moo leen di doy mu programmer loolu waaye mën nañ dem ba ci biir ñu gis ne programme sàngam bu fekkee dañ ko bëgg a xaar bu boobaa ak soxla yi nu mu jàmpe dina xaw a gëll góose ñu ne kon lan mooy saafara ñi ko séq toog ne buñ defee nangam buñ defee nangam buñ defee nangam ñu ne waaye ñun loolu boolewuñ ko woon suñu programme waaye comme jàmp na may nañu leen am du may boo xamante ni dafay am lim bu dul jeex de déedéet dafa am fu koy ngir gu yemal man dafa am plafond boo xam ne waruñu ko dépasser ñu ne ngeen def ko moo tax ñuy def ay programme d'urgence parce que dafa jàmp ci loolu tam le contrat bi prévoir ne réseau bi chaque année war nañ ci renouveler nangam ci kilomètre ñu ne maanaam bu fekkee ne jumtukaay yi am na yoo xam ne daf ci sooxe mooy mu paan mu bañ a dem ba doxatul bu tollee ci nangami million yéen exploitant yéen a koy defar bu rombee nangami million kon borom kër gi ci boppam mooy SONES moo ko war a defar kon yaakaar naa ne ci wàllu maanaam tërlin bi bariwul loo xam ne maanaam lëj na ci wala lëndëm na ci lépp leer na peut-être comme ni nga wax nag dinañu gën a góorgóorlu ci gën a waxtaan ak nit ñi ci wàllu maanaam lan moo nekk ci contrat bi pour ñu nit ñi gën ko bañ a mën a réere mbir wante contrat maanaam xeetu kii la rek nu mu tuddati déggoo la day mel ni nga loué ci kër mu ne la waaw léegi yaa jël appartement bi bu lampe brûlé yaay changé bu robinet di xel yi yaay changé waaye nag dal bi moom bu commencé xaar man borom kër gi maa koy defar serrure bu yàqoo yaa koy defaraat donc loolu na ko déggoo la rek peinture bi yëpp waree bu ñu waree peinture kër gi yëpp man maa koy peinture. duñ demee ba si biir nag la yenn affaire di jël yoo xam ne daal mën na moom yeneen intervention mais mën nga dem ba ci biir nag leen am nga ne lii boolewuñ ko xalaatuñu ko woon ci affaire bi léegi nan la ñuy def ak nu ñu koy doxale bu dee wàllu accès comme moom nga laajoon maanaam jot ci ndox mi ci askan Sénégal benn la ci réew yi dañ leen di wàññi Afrique yoo xam ne am nañ jot nañu li ñuy wax am atteindre nañu objectif du millénaire pour le développement OMD ci wàllu ndox actuellement ci monde bi nga xam ne moom mooy zone urbaine et périurbaine 98,5% la ñu am de tout maanaam boo jëlee téeméeri Sénégal yu nekk juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett ak lu topp am nañu ndox mën nga wax nag ne ndax ñëpp ñoo koy am guddi ak bëccëg ndax ñëpp ñoo koy am ak doole jiñ bëgg seen robinet xelli ko loolu am na ci wet yoo xam ne ci quartier yoo xamante ni mënuñu ko am te mën nañ leen wax lan moo tax ñii di am robinet yu cararari ñii am robinet yoo xam ne mën na am dafay xeli tuuti ñii naan man léeg-léeg guddi yi lay ñëw ñii naan man yenn heures yi laa koy amee loolu yëpp mën nañ ko expliquer de manière technique wante lu mu bëgg a wax rek mooy ne li ñuy jox nit ñi ci ndox bés bu yàlla sàkk dafa yokku misaal Rufisque gii rek nga soriwul dara bés bu yàlla sàkk mu am junni ak ñaar téeméeri doomi Sénégal yoo xamante ni dañ leen di dugal ndox seen biir kër kon ñooñu boo leen waxee ne problème accès am na man maa ngi jot daanu nag dafa dajul suuf du yow li nga bëgg yépp
mënoo ko am rajo bi tamit du lu mu bëgg yëpp mënu ko am ndax borom kër moom noo def buñ ko laajee bu xoolee ak dooleem ak jamono mu ne ma dem te ñëw du caagante bëggu ko de waaye ma dem uti ko ñëw def ko la. voilà ñu dem si question léegi sellinu ndox bi daan dem ba Mbàkke seet ña nga xam ne ñoo fa nekk am na kenn koo xam ni mi ngi tudd docteur Mbodj ñoom ñooy ñi nga xam ni ñooy ñaxtu si wàllu sellinu ndoxu Mbàkke bi ñu déglu docteur Mbodj allo docteur allo. voilà kooku nekkul en ligne donc daan ko dégg léegi donc ñu di soit très rapidement si Ndiamé Diop du fekkee ni déggoon nga sànq li nga xam ni moom la Mamadou waxoon rapidement si côté li mu doon wax ni seen taxawaay. waaw dina baax ma mu indi tuuti leeral rek foofu. li mu wax am na solo déglu naa ko bu baax a baax. dama bëggoon rek peut-être comparaison bi Ndiaye defoon sànq diggante SONES ak OFOR daanaka loolu la service de patrimoine ñoom ñëpp. nguur daf leen dënk pour saytu patrimoine bi lépp loo xam ne mooy jumtuwaay ñu koy utile pour ñu mën a jënd ndox ñoom nañ ko dénk le patrimoine appartient à l'État donc opérateurs yi ñu jël dañ leen dënk la si benn diir. dañu luye rek. dañuy exploité bu jeexee ñu delloo ko si ay charte léegi bu ñu demee si contrat li tax ñuy wax contrat yi c'est des contrats d'affermage principe bi lan la mooy. da ngay ñëw ñu dënk la ay ouvrage ne la exploiter nga jox nit ñi nga fayeeku si liggéey fayeeku am na loo xam ne yaa ko moom parce que bi ngay signé contrat bi da nga fixé benn prix ne maanaam mètre bu ma jaay am naa si nangam ñu nangu ko signé contrat boobu état fixé benn tarif état moo koy fixé bu fixé tarif pour tous les types d'usage catégories d'usage ngay jaayee ko loolu tarif boobu. boo jaayee nga jël li nga xam ne yow moom nga moom li ci des comme ni ko Ndiaye waxee nga jox ko ñi ko moom mu jëm ci taxes yi sur taxe communale TVA wala mu nekk redevance bi nga xam ne société patrimoine moo ko war a jël loolu mooy principe affermage ci contrat boobu aussi dafa am li ñuy wax un contrat de performance maanaam contrat de performance mooy lan mooy li mën a tax ñu mën a natt ki nga xam ne mooy opérateur bi liggéeyam ñu mën ko saytu xool ndax liñ ko dënk mu ngi koy def bu baax wala déet si fànn yëpp nag point de vue technique qualité service qualité eau mais également gestion technique même des ouvrages fànn yëpp am na ay critères yoo xam ne dañ koy teg si contrat bi ne opérateur bi lii war nga ko jot en termes de performance maanaam boo jëlee sur le plan technique ñu ne la ñu bindee si ñun ñu ne bu fara taxawee waru toog nangami jour te dépendé wu exemple lay joxe bu la nit saisiré pour une réclamation rek da nga am obligation de réponse et c'est encadré avec un délai donc yooyu mooy contrat de performance loolu nañ def si contrat maintenant si c'est aussi wax na lu am solo mooy relation bi nga xam ne moom la opérateur bi am ak usager bi loolu c'est un contrat d'abonnement contrat moo ko géré donc am na contrat boo xam ne dafa am ay obligation loo xam ne mu am na lu war usager bi mais am na lu war opérateur bi bu ñu nee contrat rek ay kii la responsabilité la et ci contrat boobu après am na lu ñuy wax le règlement de service bi moom mooy vraiment moom mooy régir tout ce qui est relation entre l'usager ak l'opérateur. mais Ndiamé dafa am lu ma la bëgg laaj pour être beaucoup plus concret lan mooy xew Bambey surtout à Baba Garage parce que foofu ña fa nekk dafa am accusation yoo xam ne sax ñoom dañ leen ko def directement daal ni ba ngeen fa ñëwee li nga xam ne moo doon ay affaire pompe lu mel ne sax dañ ni yàq ngeen wala jalgati si ngeen pompe yàq ak yeneen yu demee noonu ñooñu ni ñu yooxoo daal dañ ni yéen den fa nekk rek yàq rek ngeen fa def léegi sax doy na bàyyi leen ñoom ñu demal seen bopp et cetera parce que dañ yàq daal seen ay. xam nga Serigne Cissé wax na léegi lu am solo lan moo indi réforme bi lan moo ko indi réforme bi jóguñu rek def ko. dafa am lu ko waral gestion forage dafa bëri fu mu jaar ba yegsi fi mu yegsi nii tey réforme bu mujj bi mooy bi ñu créé OFOR en 2014 ak les DSP les délégations de service public mais li ko indi mooy la mooy réforme bi ñu mujjee woon def en 96 99 mu indi woon ASIFOR yi dafa atteindre ses limites
mooy lan. waaye mais jafe-jafe yi ñuy wax dañu ko yóbbu foofu laa jëm jafe-jafe yooyu laa jëm. parce que jafe-jafe yu bëri la indi woon ñëpp xamoon nañ ko. Asifor yenn Asifor yi bu ñu defee étude boo jëlee téeméeri Asifor ñaar fukk ba ñaar fukk juróom rek ñoo si doon dox normalement ñoo tënku woon si yoon di taxaw ñu créer Asifor parce que Asifor dañ ko waxoon ne boo ko créer da ngeen di jaay ndox mi mais lii ak lii mooy seen wàll moom ngeen war a def partager charge la woon état moo war a continuer def lii mais dem nañ ba Asifor yi li nga xam ne moom dañ leen sasoon ne bu ngeen jaayee ndox moom ngeen def duñ ko def. ngay gérer ñaari junne forage. ñu ne la pompe bu paane Asifor moo ko war a remplacer pompe bi panne nga dem si Asifor mun na la yoruma dara sama kees te pourtant mu ngi jaay ndox mi état mujj dellu si waat joxaat encore équipement Asifor bi nga bëgg a def pour ñaari junne système loolu mënul nekk looloo waral état jël dogal ne foog mu def réforme bi pour dënk ñoo xam ne seen liggéey la population bi nag mën a exiger benn qualité de service ça c'est normal seen droit la. pourtant nag population yi ñoom foofu laa jëm ñoo yoxul seen bopp. foofu laa jëm parce que mbirum ndox mi defe naa moom Asifor comme ñoom li ñu koy waxee li ñu leen si yoxoo dafa ëpp trop même situation côté Dagana ak yooyu yëpp c'est un peu la même chose hein. partout c'est la même chose. bon maintenant le démarrage yu DSP bi il faut que ñu xam ne aussi réforme la lu bees la en milieu rural ñu ngi ko soogaan démarrer c'est les premiers contrats. Aquatech bokk na ci contrat yi njëkk démarré mooy deuxième contrat après le NDP en avril 2018 bi muy démarré aussi dafa démarré dans un contexte assez particulier mooy waroon a démarré ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk daal nag lu teg forage moo la waroon gérer ci ñaari régions yi ñu ne pour mu démarrer dañuy def benn démarrage graduel maanaam def ko par pàcc pour permettre que moom mu mën a installer wu mettre en place ses outils déployer wu convenablement bi ñu démarrer defee premier plan tranche démarrage bi ñu gis ne y avait des difficultés bëri woon na ay problèmes. yu demee noonu par exemple. problème bi mooy dans un premier temps Aquatech bi ñu signé contrat bi dañ ko ne am na personnel boo xam ne Asifor ñoo la doon utiliser jëm ci conducteurs yi plombiers yi releveurs yi ñu ne boo ñëwee. au lieu ngay recruter ña nekk ñu jóge feneen na nga privilégier ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk yi bu dee liggéey boo xam ne mën nañ ko na nga njëkk ci ñooñu booy jël. mais est-ce que loolu nekk na loo xam ne respecté na. non parce que loolu laay wax parce que de loin ñu impression bi ñu am dafa mel na par exemple. ñoom Aquatech yooyu jël langue avec les populations locales waxtaan ci lu yàgg ba ñu mën xam exactement mu leer seen xel lii moom lañ war def ça fait que dañu commencé dérouler y aurait pas de actuellement comme ni mel. mais loolu moo nekkoon yéene bi mais xam nga aussi opérateur boo ñëwee boo signé un contrat moo dafa am approche am moom bi mu ñëwee. oui mais teewul waxtaan dafa am également. waaw maa ngi ñëw bi mu ñëwee dañu yaakaaroon moom li mu jëloon comme option mooy ces travailleurs là ñu regroupé wu en GIE mu sous-traité ak ñoom une partie des prestations dënk leen benn partie prestation bi ñu dawalee diir mu gis ne problème am na si ñun ñoo njëkk gis ne problème am na si problème boobu ñu ne ko fais attention arrêtez parce que lii day indi ay jafe-jafe parce que on a retrouvé pratiquement le personnel des Asifor dans ces GIE et du coup sur certains GIE ay nit ñi yoo xam ne nit ñi amatuñu si moom confiance problème la yeneen la aussi mooy dem nañ ba ñoom dañ doon def rétention d'information pour mën a rester dans le système. oui. nangootuñu sax collaborer ak Aquatech. contexte bi changé wul woon. y a eu des problèmes. ñu def rétention d'information pour rester dans le système. pour créer ay problèmes bi nga Aquatech constaté nag léegi Aquatech jël décision rompre ses contrats moment bi mu rompre contrat yi nag moo indi wax yi ngay dégg yëpp. mais rompre boobu naka nañ koy defee dans la. de façon unilatérale sans pour autant. non expliquer bon may ma jël kenn am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. maaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi yow kan.
man la docteur Mamadou Mbodj. waaw docteur Mamadou Mbodj yow nañ doon woo léegi sax même jot bi xawoon jafe tuuti c'était si cadre mbirum seetlu ndox yi kooku defe naa Ndiaye Diop moo concerné ndax seen la moom lañ doon wax sànq dana bëggoon nga waxal nu mbirum Mbàkke foofu ndox ma si wàllu seetlu bi dégg nañ jamono yi ne nekk depuis bu yàgg tuuti yéen ngeen ñaxtu ba fan yi sax amoon na ay compteur yu ñu doon dindi yéen ngeen tax borom kër yi taxaw si daani compteur yooyu du dem ba defoon ngeen tam ay saisir ay yenn laboratoire pour ñu ñëw xool ndox meeg yu demee noonu ak yooyu ak dem si sax ba yoon nga si en résumé mën nga dellusiwaat si mbir moomu. waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay remercier ci opportunité bi ñu jox di nuyu sëñ Ndiaye ak sëñ Momar donc Mbacke comme ni ñu ko xamee 30 ans suñu salet lañ am. ba tax na dañuy jënd ay ndoxu saret mat na ñaari at nag. bu ñu am benn association bu jug daal ne Mbàkke daal war nañoo mën a changer ndox mi parce que gàllankoor yi ñuy jural dafa bari bi mu ko waxee nag ci la am ay ingénieur chimiste ak ay médecin ak ay doomu Mbàkke yoo xam ne dañoo am xam-xam ci wàllu analyse ndox ci lañ jël ndox mi nag analyser ko biñ ko analyser nag ci lañ gis ne ndox mi daal kër waru ko jox sax bàyyi ma ci loolu nag ci lañ bind ay lettres yu bari waa Sen'Eau ak état bi xamal leen ne lii dañu war a améliorer la te waa Sen'Eau wala ñi fi nekkoon respecté wu contrat bi ndax ñoom seen mission moo nekkoon di joxe ndox mu sell fu mu àggut ñu àggaleet ko fa ba pare di entretenir réseau bi ñu xoolee nag ñun dañoo gis ne ndox mi desee naa sell entretien réseau bi daanaka amut te ku bëgg ndox da ngay fay pour ñu indil la ko bi ñu waxee ak ñoom la nga xam ne joxuñu réponse yoo xam ne moom lañ doon xaar ci lañ leen yóbbu tribunal yóbbu résultat analyse yi nga xam ne ci laboratoire yi gën a mag Sénégal ci lañ ko defee wane ne ndox mi baaxul bu ñu demee tribunal nag ñoom dañoo ñëw di wax naan ñu bëri dañoo ne siiw amul ndox indiwuñ benn argument bu dëgër daal comme ñun indi nañ ay argument nag ci la leen tribunal condamné au dépens daal di désigner Institut Pasteur mu ñëw def expertise ndox Mbàkke bi donc ndox bi nekkul ne ndox boo xam ne dañuy wax naan amul ay virus amul bactérie loolu dëgg la parce que dañ cee xëpp eau de javel bu ëpp mais boo xoolee composition physico-chimique bi boo élément yu bëree bëri dafa dépassé muy fluor fa mu waroon a yem da koo dépassé ñeenti yoon fluor boobu mooy joxe ay bëñ yu kadam di joxe ay maladies osseuses nga jël xorom si fa mu waroon a yem da koo dépassé juróomi yoon ba tax na boo ko naanee mu saf la nga jël couleur bi nga xam ne ñoom ni ñu ci xëppee eau de javel bi sax de manière incontrôlée la nga xam ne boo xoolee analyse bi da ngay gis ne taux de couleur bi fa mu waroon a yem dafa dépassé 5 fois yooyu noonu yëpp nag li ko waral mooy ñoom fii amuñ fi laboratoire de contrôle qualité ba pare defuñ fi usine de traitement mu nekk lu dangereux loo xam ne luñ war a rectifier la boobaak léegi nag ñu ngi ciy dox ay jéego dox lépp si jàmm waaye ginnaaw dégguñ ñu te comme contrat lañ am ak une société privée ak ay particulier yoon may ñu bañ a fay parce que moom rek respecté wul qualité ndox bi nga xam ne moom la waxoon dañu ko jox parce que moom boo demee ci site internet am dafa wax day joxe eau potable nag mooy eau boo xam ne dafa respecté critère OMS comme respecté wu ko nag ñun am nañ droit banque suñu loxo bañ a fay dossier bi mi ngi tribunal ñun yoon moo ñu may ñu bañ a fay léegi nag ñàkk fay boobu nag léegi dafa commencé durer nekkul nag ñàkk fay boo xam ne dañ koo ñam mu neex wala dafa nekk jëriya mais daa nekk arme boo xam ne jàpp nañ ne buñ ko utiliser dinañ gaaw a am ndox mu neex moo tax ñu bëree bëri ci dëkk bi toog banque seen loxo bañ a fay ci biir loolu nag seen directeur régional ak ñi nekk fii chaque fois dinañ dem ci kër yi di jéem a kupp nit ñi bërki démb nag moo jugu gi nga xam ne mooy journée mondiale de l'eau bu ko doon feete dans la tristesse parce que ndox mi fii dafay jur ay maladies yu bëree bëri parce que non seulement taux de potassium boo xoolee dafa dépassé 2 fois te corps médical bi nekk Mbàkke gis nañ ne fii dafa bëri ñu am ay maladies hypertension ak ay maladies hydriques yu bëree bëri ñun indi woon nañ fi ay médecins ñu def ay études mat na 1 an mais bi ñu demee ci hôpitaux yi def ay enquêtes gis nañ ne qualité ndox mi am na impact bu baax ci santé ñi bi nga xamee ne ñun toog nañ bañ a fay loolu xam naa ne moom neexu leen frappé leen au portefeuille barki démb nag journée mondiale de l'eau ñu ñëw fi nag daal di ne daal dañuy forcer te loolu xam nañ ne amuñ ci yoon parce que autorité yi dañuy forcer mooy lan wax nañ leen dossier bi mu ngi tribunal amoo leen droit ñëw di forcer nit ñi bu ngeen demoon bañ wax ne nit ñi ñoo tooñ bu boobaa
mën nañ leen a jox mandat bu leen ak ay force de l'ordre bu ngeen bëggee ko fa ngeen tuddee mais tant que dossier baa ngi tribunal amu leen droit di def dara ñoom nag ñu xëy foog ne Mbàkke buñ ñëwee rek mën na ñëw ci tey guddi ay compteur dem biñ dajeeg ñoom dañ leen ne li ngeen bëgg a def day indi coow indi soulèvement populaire ñun yàgg nañoo ñàkk ndox mi ëpp na at am nañu fayit mais lépp dañ ko teg ci yoon ak yar ak teggin ñoom nag ñu ne daal da ngeen di woo nit ñi wax leen nañ fay ci vendredi sinon dañuy dem guddi ay compteur après nag mbooloo mi ñu ne leen nag loolu moom mënuñ ko wax directeur bi jub ne gaay mi dem leen dindi ay compteur biñ ñëwee ci kër yi booy opposé leen résistance comme am na seen ñaari élément yoo xam ne dañoo xawoon a tàng ñu buuxanteeg booy yi foofu après am ay xëccoo ci lañ rawale ñaari agence Sen'Eau daal di leen di delloo agence ba nga directeur ba lii waxoon nañ la ko ci suba boo continuer da nga fi indi problème ginnaaw gi nag waa dëkk bi yëpp jub jubale agence Sen'Eau nga xam ne lu ne mënoon dafaa xew ci lañ waxtaan ak moom nag ne ko dellool compteur yi nga xam ne jëloon nga ko bu ko defee ñu wax nit ñi ñu dem ñibbi beneen yoon ñu waxtaan parce que yéen it remarqué nañ ne yéen a ngi def ay effort parce que def ngeen appel d'offre ba mu génn pour def ay forage à côté de Mbacké pompe ndox mi mu ñëw mais loolu kese dafa doyul ñun liñ bañ ñi ne duñ fay ndox mu naqari mi duñ ko fay tant que ndox mi neexul te liñ fayoon sax buñ mënee def ay pexe pour jot ci dañ koy def parce que dafa amoon tromperie sur la qualité te nit bu la jaayee loo xam ne baaxul am nga droit réclamer xaalis bi nga fayoon. voilà docteur yi nga xam ne moom moo weesu. docteur def naa dégg na li nga xam ne moo doon solo bi ñu lay gërëm di la sant sa intervention di bàyyi Ndiaye Diop daal di répondre si wàllu seetlu ndox boobu di indi ay problème foofu sa Mbacké. waaw kooku wax noonu yaakaar naa ne daje nañu dajewaat moom ak ñeneen ñoo xamante ni kuréel gi ñuy yëngu ñoom ñoo ko bokk. sikkuwul ne ci fi ñuy wax bassin arachidier li ko dalee Kaolack Gossas Diourbel ba Mbacké yàlla moo nattu ndox mu fay génn am suub bu mu suubu ci wàllu saf xorom lu nekk nag ndox li mu fu muy jógee day indaale la fa nekk maanaam li naan lu rey mbuum daf cay dee fu muy jógee noo def mu saf ko yàlla moo natoo ne wet googu ndox mu fay bàyyeekoo dafay indaale xorom ndax dafa bari. mais am na possibilité de traitement quand même. damaa ngi ci ñëw léegi ci waxtaan yi ñu doon def ak ñoom waxoon nañ leen ne leen ndox mi ñun ay sénégalais lañ mënuñoo jox suñu moromu sénégalais loo xam ne maanaam dafay gàllankoor wér-gu-yaramam ci Taïf loolu même ñun buñ ko bëgg koo def sax état du Sénégal xanaa nag ak SONES xanaa nag ak ñeneen ñi nga xamante ni ñëpp ku ci nekk mën naa yëkkati loxoom ne déet wala yëkkati kàddoom ne déet duñu war a mën a seetaan lu mel noonu ci la ñu wax ne mu dégg léegi mu ne amul laboratoire c'est pas parce que amul laboratoire déedéet ndox mi ñuy génne di ko jox doomu aadama yi at mu yàlla sàkk dinañ ci saytu 10,000 ak benn ci ay échantillon bés bu nekk dañuy xool ci périmètre bi yépp jël dugg ci kër yi ci ay robinet xel yi ñëw xool laboratoire xool ndax ndox mi sell na wala sellul ndox nag maanaam li ciy lore du bët moo koy gis loolu moom lu leer la chlorure bu muy wax nii naan saf na xorom ak saful xorom ak médecin yi xanaa jigéen wéeru li sax bu ñuy tollee ci yenn diggante yi da ngay dem ñu ne la bu lekk mburu mu am xorom loolu kay ku ne xam na ko kon bu fekkee da nga toll woon nekk jigéen wéeru wala leneen boo demee kay dañuy wax ne ginnaaw ndox mi dafa am xorom boo ko mënee wàññi ngay jël beneen ndox moom moo gën loolu yaakaar naa ne loolu lu nit mën a dégg la dama bëggoon leeral tuuti rek damay def ni nii tey jii ngay jaay mango man may ñëw di jënd ma ne la jaay ma mango ñaar ñoo mën a am man nangu jënd mango yi ngay jënd bu fekkee ne dama jàpp ne mango ji baaxul wala ma bàyyi la ak sa mango jël sama xaalis dem waaye munoo ne damay jël xaalis ba noppi yóbbaale mango yi maanaam dañu bëgg di wéy di jëfandikoo ndox mi parce que ndox li ci nit ñi naan bariwul waaye li yeneen usage ndox mi loolu mooy tax nit ñi di fay lu bari waaye nit lu muy jëfandikoo ci ndox litre la genn wàll jàpp ñaari litre gën ngaa bari ci lu muy dugal ci biiram
li ci des yeneen jëfandikoo la koy def yeneen jëfandikoo ko yooyu nag moo tax ñu leen di laaj da ngeen comme da ngeen koy jëfandikoo da ngeen wax ne yéen mën leen ko bugg leen ko kon kay alaasuñu leen dem ngeen dindi abonnement bi bu gën a yomb comme nee nga buggul nee nga mango bi ma lay jaay baaxul ba pare waaye du tee damay yóbbaale mango yi yóbbaale suma xaalis kay yaakaar naa ne xel mënul nangu lu mel noonu ñaar ñoo mën a am bëggul seen ndox kaay li jël seen compteur wala ñi ngi jëfandikoo ndox mi jox leen ma facture ma fay leen. Ndiaye même ma tuuti. léegi juste ma yeggali ci loolu rek wax na ba ne tribunal moo condamné tribunal condamné wul kenn yegguñu foofu ñoom dem nañ ci yoon mi ngi doxal mbiram benn condamnation am. léegi lu mu laaj mooy lu mu laaj dafa ne nañu def ay analyse après ñoom ñu xool. foofu lañ tollagum fii may wax nii ak yow wax na tamit ne nangu na ne état du Sénégal SONES ak SEN'EAU ñi ngi indi ay saafara comme nee nañu ndox xel mooy jëfandikoo ndox maanaam lu la doyul doo ko naan lu mu weex wala lu mu neex doo ko naan. mais du léegi solution bi déedéet. daa jàpp ne da nga wax ne daf lay gaañ daf lay jëf feebar. Makhtar Sall. Ndiaye lu mel ne Diourbel par exemple ndox ma fa nekk. te nga xam ne dafa mel ne dafa Diourbel ndox moom la ko yàlla sédd. mais waaw mais kooku da ngay obligé naan ko parce que amoo beneen moyen. waaw moo tax ma wax loolu Diourbel ndox moom la ko yàlla sédd dafa mel ni comme température rek fu nga dem fu nekk fi mu nekk boo nekk demee Europe ñi ngi lox-loxi loolu la leen yàlla sédd ñun yàlla tàngoor la ñu sédd noonu la ko def tam ci ndox mi ndox mu nekk dafa am foofu fu muy jógee lu muy génne waale. mais quand même mën nañ ko nag traité. voilà traitement bi ñun ñëw nañ indi solution ñaari solution benn bi mooy. mais Ndiaye daan ñu solution yi. même non apprécier d'abord comme daf ko tudd rek dama bëggoon juste. balaa ma leer benn bi mooy ñu indi li ñuy wax unité de traitement waaye dañu ñëw ne leen léegi unité de traitement bi dafa am ay rejet maanaam bu ñu dindee ndox mi lii di xorom si dafay laaj ñu am foo xam ne fa lañ koy def traité waat ko ba environnement bi ñu mën a sàmmante ak moom ñu dem ñu ne wër nañu Mbàkke gépp amul bayaal amul fu ñu ko mën a def xam nga boobu dee féete na boor mën nañu ko solution boobu te moo gënoon a gaaw ci ñu ay conteneur nga doon indi teg sa unité de traitement wante fu ñuy def rejet yi moom moo amul parce que. y a pas de possibilité. ñoom amuñu espace Mbàkke amul espace boobu la ñu wax. xool nañ ma xool ñu ne kon amul espace nañu bàyyi. beneen solution bi ñu ne léegi dañuy def transfert d'eau boo xam ne dañuy bënn ay forage à près de 45 kilomètres jëlee ko foofu tëral tuyau yi indi ko ba ci ñoom ñu mën ci am ñeneen mën ci am. ndox mi du gën loolu non. bu la ndox mu dafa mel ni comme fi mu nekk nii carburant bi ngay jël fii prix bi nekk Sénégal Ndakaaru. moo nekk kii ko péréquation moo am. péréquation transport bi du ci génn. bon Ndiaye daal ñoo. léegi beneen bi mooy maanaam ci ndox moomu fu ñuy jëlee forage yi SONES attribué na ba pare moom mooy defar loolu marché yi attribué nañ ko léegi lu ci def mooy mise en œuvre ñu jëgal tëral bu ñuy defaree forage yi tëral tiwo yi ndox mi ñuy jàpp ne moom mooy ndox mu neex mu ñu mën cee jot di ci am seen robinet. donc y a une solution en vue alors. pas en vue en cours de. bon d'accord Momad noo apprécié. waaw bi duggee si affaire Céline bi ak li Ndiaye développé par rapport ak. waaw xam nga théorie li texte yi wax am na solo mais pratique bi ñun ñoo koy dund ak ñoom foofu nag la ñu am ay jiwoo nag bu amee solution à la kuliaan fa mu génn dama am benn frère da doon jaay ñaam bi mu bëgg a appâter jigéen yi ne gattax moo koy togg. ça veut dire que ñàmb ji kon teg mu say la boo waxee ne ndox mu sell ngay joxe ndox mu mucc ayib analyse yi joxe neneen booba perception bi population bi day différencier mais nag transfert d'eau mais yàgg na fi am njos man pare defe naa distance boobu sax mu ëpp 45 kilomètres c'est dommage que nag foog population yi jot nekk say ba lii di ci juddu ñu soog a gis solution bi nga xam ne moo war a ñëw alors que génnee fi 4 milliards def programme d'urgence yomb na Sénégal yomb na SDE chaque année presque wala chaque programme ñu dinañ ko génne alors que foog population bi jóg l'affaire est pendante en justice ragal naa ne kii bi wéy wi dana daanu
maanaam laboratoire Pasteur bi dana dem def ay analyse am kooku ñu ngi koy wax dégg nga maam mu bañ a yéexantu parce que jóge koo fii def analyse loolu du dara mais nañu bàyyi lobby yi parce que secteur de l'eau am na lobby mooy lan tey jii ñun am nañ benn loi boo xam ne génn na assemblée loi bi permettre na association de défense de consommateurs ñu ester en justice pour le compte de la collectivité ma ñëwaat ci li nga xam ne moo xewoon dégg nga maam ci KMS 3 bi boo déggee mën a njaay contrat bi maanaam ba tey léegi diggante SDE ak SONES xamuñ kan moo ci faillir loolu moo tax may wax contrat mais waxuma règlement boo xam ne da nga maam boo demee SDE gis ko boo dem bañ na ko ba dañ ko def ci benn kii sax ñu jox la ko mais jusqu'à présent lii mu ñuy wax mooy xamuñu diggante SDE ak SONES kan moo deful liggéeyam léegi nag loi boobu nga xam ne wote nañ ko assemblée dégg naa ne ba léegi ñun yaakaaroon nañ fu mu nekk nii décret d'application promulgation bi dinañ ko def waaye nag ragal nañ ne am nañu ko téye ba léegi ñu ñaan nag ne c'est 18 millions de Sénégalais ñooy impacté en cas de problème ci ndox 18 millions de Sénégalais yooyu ñoo laaj seen le droit seen nu ñu koy waxee ci wolof encore seen yelleef mooy lan contrat bi ma am ak yow Ndiaye bu ma fayul danga may couper contrat bi li nga ci wax docteur Mbodj wax na ko ndox mu sell ndox mu bari te du am benn coupure te disponible may fay kon bu problème amee war naa am droit ne problème bi ki ma ko indil na ma fay loolu assemblée génne na ko ñu ngi xaar da nga maam ñu indi ko mais moi je me pose la question et docteur Mbodj lu tax institut Pasteur ba léegi ñëwul da nga maam ñu continuer dana ñëw nu avancé tuuti bokk defe naa am na sax beneen ku ñu war jël muy Younous Seck bu nekk Darou Khoudoss kooku damay dellu si directement si ki nga xam ni mooy Ndiambi Diop fort Pablay est-ce que Younous Diop mi ngi nekk en ligne voilà Younous Diop ñoo ngi lay nuyu allo allo Seck Younous Seck allo waaw Younous def naa accès gu léegi nuy ñëw si Younous allo waaw ñoo ngi lay dégg Younous léegi li la bëggoon laaj rek si wàllu ndox mi la ndox mi déggoon nañ sànq ndox mi normalement mètre cube bi mi ngi war jar rek juróom fukki dërëm def naa noonu la waaye yéen da ngeen di wax ni yéen foofu ngeen nekk si ay Darou Khoudoss ak yooyu ndox mi ñoo ngi leen koy joxe ay lu tolloog juróom-ñaar fukki dërëm est-ce que loolu mën nga ko dëggal. ñoom seeni matériel rek dañuy indi montal waaw loolu daaw ba dañ ñu ciy dund waaw kii daal mooy li nga xam ne moo fii dox waaw booba léegi nag maa ngi ciy jooy buntu bu ne def naa ko pour loolu mu deñ waaye yombul ndax ñii fay ko ndaw bu ñëwee daan leen ko wax lañ may wax mooy doxal ñaxtu defal naa waaye kenn nit mënta dox ñaxtu waaw te sa loxo mënta àgg fenn waaw yow waxuma la maire bi waaye conseil sax pour nga jot ko problème la waxuma la nag bay jot maire bay dem si ponkal yi waaw loolu daal mooy li fi ne waaw vraiment nag semaine bii nag laa ci commencé am buntu SOS consommation ma dugg fa bi fa dugg maire ma soxna kan envoyé ma ay audio wax ma li ndox mi jar yëpp waaw yooyu daal fi ne moo ci amagum buntu daal. est-ce que foofu bari ngeen ay factures yoo xam ni ay juróom-ñaar fukki dërëm nañ ko taxé. ma ni ndax facture yi nga xam ni dan juróom-ñaar fukki dërëm nan ko bindee kooku bari na foofu. waaw man kay sama fukki facteurs yeeg ñeent bu la neexee ma envoyé la ko yëpp. fukki facture ak ñeent nga amee yoo xam ni juróom-ñaar fukki dërëm nanu taxé loolu. yëpp mu ngi nii juróom-ñaar fukki dërëm. gaa gox bi itam juróom-ñaar fukki dërëm la. waaw. waaw léegi lu ñu leen wax bi ngeen laajte lu tax ñu def ko juróom-ñaar fukki dërëm. laaj naa leen man ci fi njëkk ñoo fay mu ko laajee mu ne ma ndoxum xàll bi loolu lay jar waaye léegi nag dëkkub xàll ak dëkkub teeru xamatul. ndax ndoxum bi gouvernement bi financé na ko loolu la may layal waaw.
ban opérateur loolu la may leel waaye nag taxul mu wuññi ko won ma ne ma fii ngay jaar bañ wëññi ko dara. waaw ma ni. Daaru Xudoos fu mu nekk. Daaru Xudoos mu ngi ci région Kolda. région Kolda waaw. département Médina Yoro Foulah. département Médina Yoro Foulah. commune Kerewan. waaw benn opérateur mooy gérer affaire bi foofu. bi ma ko laajtee daal fan yii di gëstu dañ ne ma Osofor moo ko seet. waaw ñoo koy gérer waaw léegi ñoo ngi laaj ci ki nga xam ne moo leen fi toogal mu wax si mbir mi. waaw Ndiame Diop ñoo ngi lay bàyyi ak kàddu gi. jërëjëf je crois que laaj bi leer na xam nga waxoon naa ko sànq ne woon naa la ne délégation service public yi lawagul fépp fi mu nekk nii région centre na nekk ak Tamba mais Kolda Sédhiou Ziguinchor yeggagu fa ñu ngi si processus bi de recrutement de l'opérateur foofu nag li ñuy appliqué mooy li ñuy wax la gestion transitoire mooy lan mooy dafa am benn modèle de gestion bu ñu génne boo xam ne forage bu bees bu ñu def dañ koy def ay appliquer modèle de gestion boobu le temps que ñuy recruter l'opérateur pour au moins garantir une gestion professionnelle le temps ñu recruter opérateur. à 350 mètres cubes. waaw foofu laa jëm. mais pourquoi ngeen def koy. attends maa ngi ñëw xam nga sànq wax naa ne tarif bi pour les DSP c'est-à-dire sites yi nga xam ne yëpp DSP moo koy gérer benn tarif la ministre moo ko signé. ñaata. mooy 250. moom la ñëpp li opérateur yëpp am nañu appliqué mais Asifor yi c'est pas le cas loolu bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne amoon na nga Asifor yi Asifor bu nekk ak tarifam boo ñëwee dans une région mën nga dem de 150 à 400 francs suivant doole forage bi yaatuwaayu forage bi ak rentabilité site bi donc tarif bi ñoom ñoo koy def sur la base de. may ma am na ku nekk si ligne bi maa ngi ñëw léegi si yow nii ak soit salaamaaleykum mbokk mi allo 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 problème bi ndaw ak téléphone bi allo waaw dañuy delluwaat. mën nga jafe-jafe boobu am na nga Asifor yi tey boo xoolee Asifor yi mën nga jóge fii tey ñaari Asifor yoo xam ne seen distance 15 kilomètres la kii di jaayee 300 kii di jaayee 200 loolu si lan la aju mu ngi aju si rentabilité site bi parce que dañ leen ne bu Asifor bi dafay def benn compte d'exploitation mu xool li mu mën a jaay ak ay charges li mu toll xool lan la war a jaayee mètre ki pour mën see génn. est-ce que yéen a ngi koy vérifier. non attends foofu laa jëm c'est-à-dire que loolu si bi ñu mettre en place ces instances dañ koy def nañuy def compte d'exploitation bu prévisionnel dans un premier temps bu ñu dawalee diir ñu ñëw maintenant évaluer xool est-ce que am na ay écart par rapport aux prévisions pour mën a xool na daan réagir war a déet loolu moo indi différence de tarif yooyu mais une fois mu dugg si DSP parce que système péréquation lay. maa ngi ñëw may ma allo mbokk mi boobaa 250 la nekk. salaamaaleykum mbokk mi allo continue. léegi fois mu dugg bu fekkee ne nekkul DSP. Asifor bu nekk day appliquer tarif mais une fois opérateur bi installé wu jël kii bi rek c'est le tarif fixé par l'État moom lay appliquer ba day am un système de péréquation mënatul wax ne site bi rentable wala site bi rentable la système péréquation mooy dugg loolu moo indi zone Kolda bi mu am tarif yooyu ay 300 350 200 dafa dépendre si rentabilité site bi parce que benn site lay gérer bu fekkee ne fixé wul yenn tarif du si génn. bon léegi d'accord du si génn comprendre nañu kii boobu nga wax mais moom dama bëggoon am sa avis si discrimination boobu nga xam dafay am allo mbokk mi na nga tudd. allo Mokhtar Sall. kooku kan la. allo ñoo ngi lay dégg yow a kan. allo. allo. ñoo ngi lay dégg de. allo ñoo ngi lay dégg. discrimination bi c'est pas une discrimination positive. ku nekk xam na ne monde rural seen pouvoir d'achat dafa néew donc te ñaari sénégalais warul am sénégalais bi fay 250 bee di fay 350 kooku état waroon na ci dugal loxoom ba nga xam ne danga maam exploitation bi dina mën a normal mais dafa am lu la maître ma soxna kan waxoon ci Flex O ndax vérifier nga ko. vérifier naa ko bu baax. numéro bu ma joxoon. waaw woote naa ko Kolda la nekkul. ah kon Flex O moomu ko. très bien donc dafa am foo xam ne boo leen ñu bàyyee les exploitants waxuma DSP de mais ñi nga xam ne ñoo ko yor. mun na am fa ñu koy teg ñoom ñoo ci gën a profité te rey population
te li ñu waxante woon mooy que ñu jox population ndox mu sell ndox mu mucc ayib. maa ngi leen di nuyu Ndiaye di nuyu ñu nekk foofu yëpp. mel na ne dama am problème réseau waaye li may laajte rek mooy. na nga tudd ak waxee ci. man yi na nga tudd ak yow. commencement bi. ni gouvernement bi def ak CNO mu jox ñii 45% Sénégalais yi ak ñeneen ñi ñu jël 55%. dama doon wax ne ndax état bi mënul woon def lu diggante mag Asifor yi mu fekk fii ak Ofor. waaw loolu moo doon sama première question. sama deuxième question. mooy léegi ñi nga xamante ne ñii dégg nañu riiru Asifor rek mu ngi ñëw Ofor mu ngi ñëw Asifor yi fi nekkoon def leen affaiblir ba entretien yi ci waroon a defatuñu ko ci ba fii ci commune bu Léona ay dëkk yu bëri amatuñu ndox te gis nañu ne riiru Ofor bii di ñëw rek moo indi loolu ñun ci suñu gis-gis dara ngeen jëf. jërëjëf daan ko tënk du Momad tonto ba pare daanu dellusiwaat jox leen ñoom nu répondre si question yi Momad gaawantul. waaw li may tontu rek mooy 350 kooku cher na trop ci population yi. waaw mais même provisoire bi pour combien de temps la. bon parce que dañu waxoon ne 9 concessionnaires xam nga 8. ba léegi 4 yi moo fonctionnel. te 4 yi am na si ñoo xam ne sax presque doxaluñu 1 an. donc man même évaluation bi nga xam ne chef de l'État mu ngi ko demandé dans le secteur ku doxalul 1 an noo ko mën a évaluer ça pose problème ça a des limites yoo xam ne objectif yoo xam ne ku doxalul mënoo ko évaluer donc fi nu toll nii lu tax yéexaay boobu yëpp pour wallu population bi mu am parce que mun naa wax un compte prévisionnel soit établi d'une manière objective ba nga xam ne ki nga xam ne mooy gérer bu amee problème de panne mu mun ko régler mun a joxe ndox mu set mais booy jox aussi 350 francs le mètre cube kooku dafa jéggi dayoo donc lu ñu war a wallu la rectifier ko le plus rapidement possible. bon voilà am na question bi mu njëkk posé. ne 55% ak 45% yi du tax état bi appliqué aussi. kii la ko posé. mooy le capital. le capital bon léegi li ma bëggoon yokk foofu rek mooy xam nga dama wax naa léegi ne c'est une gestion transitoire normalement warul yàgg mais xam nga nag mettre en place une délégation gis nga déjà bi ñu waree renouveler le contrat de Sen'Eau combien de temps la jël du ay contrat caaxaan contrat 10 ans jëm si yorinul ndox. du nekk loo xam ne da ngay ñëw rek pamte ka dem. oui mais ça concerne une localité quand même. non c'est pas une localité on passe pas des contrats par localité. non bu Kolda bi laa wax. bu Kolda mais c'est une zone. oui d'accord mais particulièrement c'est une zone c'est toute une zone. zone boobu laa ne passé guñ ko mais en attendant gestion boobu nañu appliqué mais bu ñu doyee dire 1 an. bu ñu passation SDE daan na gën a gaaw bii rek mooy yéex. waaw d'accord moom bàyyi ko ma àggale bu ñu dawalee dire yooyu yëpp ñun dañ koy suivre. pour dellu si xool saytu ko xool est-ce que compte d'exploitation bu ñu amoon moom baax ba léegi est-ce que war nañu mën a rester tarif bi war nañu mën ko wàññi loolu yëpp dañ koy def leneen li mooy vraiment. yéen war ngeen leen dédommager normalement. man normalement war ngeen leen dédommager. comment leen dédommager. 350 kooku kenn appliqué aussi le territoire. c'est parce que amul dara loo xam ne génn na fa. ñoom loolu ñuy jaay noonu pratiquement pour doxal forage bi la parce que bu ñu ko defulee dañuy am problème. mais ban caractéristique moom taayu forage bi la moo demee noonu. dafa nekk te forage yoo xam ne seen forage Kolda Ziguinchor Sédhiou généralement du ay forage yu mag amuñu doole boobu les charges fixes déjà rek pour nga mën ko couvrir avec les recettes rek day doon problème si bien que yow boo fixé yenn tarif yi amoo système de péréquation mu nekk un monovillage da ngay am problème loolu moo indi tarif yooyu ñu fay gis mais une fois ñu mettre les DSP en place. Système de péréquation appliqué wu c'est le tarif qui est fixé par l'État qui sera appliqué. ça va changer bon d'accord on a compris Ndiaye kii woote woon doon wax ni lu sax 55% ak 45% yu ñu appliqué si Sen'Eau kenn appliqué wu si forage yow laa ko jox nga delloo ko Ndiaye. waaw loolu yaakaar naa ne peut-être que waa Ofor la koy peut-être. waaw laaj. effectivement wala ñu yëngu ci kii bi wante état moom mooy maanaam borom kër gu nekk mooy seet lu mu jàpp ne moo gën a baax pour kër gi di dox. mu ne ñii laa koy doxale ñàkkul nag ci doxalin bi mu gis ne mën na am ay jubbanti yu mu ci war a mën a def parce que bu kenn réeré mbir ne mënu mu wax ci seen tur dëgg la Ofor 2014 la
amagul sax fukki at yoo xamante ni mën nga ko taxaw ne mën nañu xool bu baax a baax lan la ci def lu bari ndaxte dañu nekk ci phase de développement wax na ne du périmètre Sénégal bi yépp li ñu tàmbali muy ay DSP mooy maanaam ay opérateurs et exploitants nekk di leen liggéeyal ñoom ci boppam loolu moo leen gënal ngir nga xam ne li SONES di def fi mu nekk nii seen yitte yëpp moo nekk di indi ay jumtukaay waaye fi mu ne nii ci phase de développement pareeguñu wante léegi nag ñàkkul société yi nga xam ne ñu may ñëw nguur gi moom mooy seet ne kuy indi société nii laay tërale paar yi waaye du moom du ñun du ñeneen loolu volonté souveraine la bu Sénégal mooy wax ni nii laa ko bëgg. voilà mbokki auditeurs yi maa ngi leen di fàttali yéen a ngi topp seen émission waar wi tey jii nuy waxtaan si mbirum ndox mi ak li nga xam ne mooy tarif yi naka la tëddee approvisionnement beeg ndox mi selline beeg loolu yëpp nekk na loo xam ni lu am solo la mais léegi damay dellusiwaat si Ndiame Diop am na ku nekk si ligne bi ma jël ko d'abord salaamaaleykum mbokk mi allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum sëñ bi na nga tudd. na nga tudd ak. fay waay ñu ngi ziar na ngeen def. alhamdulilah ñoo ngi sant. waaw man de benn question rek laa bëggoon laaj. Ndiaye yow a kan waaw yow a kan. Barka Diop Sarr 93.2. fooy wootee. maa ngi woote Bayax nag exact. waaw d'accord ma ngi lay déglu. waaw mais Sall. waaw. dama doon wax Ndiaye ndox mi. vraiment Sénégal waruñu ñu ko mën a jaay côté bii ma nekk nag ndax ndox boo xam ne calcaire la te saf na eau de javel yëre boo si fóot mu yàqu te li may wax c'est bien prouvé. Je l'ai montré les agents de Sen'Eau wax dëgg yàlla nañ ñu dimbali si ndox bu calcaire bi mooy sangu sax sa yaram da si day weex tàll ak fii ñu toll si jamono ji di remercier Sud FM. ban gox nga nekk. Bayax. Bayax fu mu nekk. Bayax Mbambilor foofu yëpp am na côté yoo xam ne sax amul ndox quoi. waaw dégg na la vraiment si Sénégal ah. Dakar région de Dakar ay gox yoo xam ne amuñu ndox. ay cité yoo xamante ni dañuy root ay ndox. c'est dommage quoi. oui. merci. jërëjëf amul problème. jërëjëf. Ndiaye bon nga répondre ci question bi ñu avancé. waaw moom dafa mel ni mbirum qualité ndax mu ne dafa am calcaire mooy xeetu kew. am na ñoo xam ne sax dañ daan wax xeer bi daf si daan descendre si couleur bi yooyu yëpp nga bokk ndox mu nekk fu muy jógee loolu lay saf. loolu lay indaale. ak fi muy jaar mu ndax am na ndox yoo xam ne dafa daan am couleur yu xonq dans le temps ba ñuy wax fer bi. loolu fer bi ci suuf la koy lay jógee di ñëw. bu génnee ak bu rencontré oxygène bi li ñuy wax précipitation loolu moo koy indi moo tax boobu muy xonq wala boo ko tegee bu teeyee nga gis mu am téex boobu moom mooy fer loolu am nay traitement dëgg la. ban impact la am si selline bi. ci selline bi. waaw xam nga ñun mu wax naa la sànq ne la bu nu ko bëggoon sax. ñun ay sénégalais lañu mënuñu jox ay doomu Sénégal. non bien sûr bien sûr. loo xam ne da leen di lor seen wàllu wér-gu-yaram. wante ndox mi ñuy jël la mu saf mu fu mu jógee la muy indi moom la caf ko boobu lay indaale. léegi nag yàlla may nañu xam-xam boo xam ne mën na am ay traitement ngir ñu mën a wàññi wala ñu mën ko dindi. soo gisee par exemple zone Thiès conduite yi ñuy def toog lu yàgg conduite day dem ba dafa lu ñuy wax am colmatage parce que ndox mi fi muy jógee li muy indaaleel. loolu nit ñi xam nañ ko ils sont très conscients de ça pour ñu jëm ko mën a indaale wante dafa ne mu nekk eau de javel boobu moom mooy rey doomu jàngoro ci ndox mi mooy chlore bi am na ci dëkk yoo xam ne lu mu gën a saf ñu jàpp ne gën a baax am na ci dëkk yoo xam ne nit ñi bëgguñu ko parce que loolu yëpp nee naa la mi ngi dépendre ci ku ci nekk sa xel nangu na ko wala nangul am na ñoo xam ne bu ndox mi xeeñee eau de javel sax ñu ne baaxu alors que xamuñu ne rey nañu doomu jàngoro yi ci war a mën a nekk yëpp mais nag dañuy wax ne àdduna du benn bis dañ koy tabax lépp loo xam ne nit ñi def nañ ci nimat ci wàllu ndox mi dugg na ci ay nopp te ñu ngi xool ba xam comme ñun li ñu bëgg moom mooy dab seen bànneex li ñu bëgg moom mooy ñu bëgg ci lu ñuy liggéey lépp lu ñu indil nimat ne lii ndax mën ngeen ci dara suñ ci mënee dara ci loolu la. salaamaaleykum mbokk mi allo. waaw sëñ Makhtar. waaw sëñ bi yow kan. Boy Diaw de moo lay nuyu. Boy Diaw na nga def mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi lay sant di nuyu sa invité yi. waaw ñu ngi lay déglu. waaw di nuyu Mohamed moomu Ndiaye. Ndiaye moom dellusiwaat na ci kër gi moom foofu mu xam na ko bu baax. non jógewu fi moom këram. waaw këram la moom. waaw di nuyu beneen invité man daal li ma jaaxal Makhtar. waaw. état bi am na effort yu mu def ci àll bi avec le programme PUDC. mais li ma jaaxal mooy bi amee contrat d'affermage bi am diggante OFOR
Aquatech bi ñuy def contrat boobu c'était juste pour réduire comme vous l'avez dit tout à l'heure les inégalités sociales ba pare avoir une très bonne qualité de l'eau mais malheureusement àll bi ba léegi ñu ngi coow le monde rural ñu ngi coow fi ne dafa mel ne bëggatunoo teg bët Aquatech yow Ndiaye may laaj leen loolu moom lu tax ngeen def benn contrat ba pare Aquatech ak waa OFOR pour satisfaire population te puis jusqu'à présent population bi gisuñu seen bopp te yéen vous continuez à maintenir ce contrat ñaareel ba gis naa aussi ne au niveau de Mbacké boo seetloo ñetti facture la ñuy fay ndox mi ni sangoo bokk la ndox bi di fóotee bokk nag ndox bi ni naan te gis naa ne ndox bi foofu que ça soit mu doon seddaay ou tàngaay dafay tàng jër ba pare boo fay sangu day mel na omo da ngay ci sangu boobu surtout booy gan di fa ñëw mën nga ci di sangu njaayee da ngay dem ba ci yàgg defe ne yow omo ngay sangoo est-ce que l'unité de potabilisation yi ngeen def au niveau de Kaolack jotul ngeen def ko foofu parce que gis naa ne Kaolack def ngeen fa 3 unités de potabilisation pour réduire la forte teneur de fluor yi nekk ci ndox mi est-ce que lu mel noonu programme bu mel noonu jarul ngeen continuer ko ci réduire ci région yi lu mel ne Mbacké ak yeneen yi pour réduire la forte teneur de fluor dans l'eau loolu jar na ngeen xoolaat ko xool aussi coow li lan moo ko indi est-ce que tey il n'est pas temps de définir une très bonne politique d'approvisionnement en eau loolu sa yow ku mel ne Momar Cissé war nga continuer di xool ci loolu ndox mi ni naan aussi jar na ñu xool ko y a un problème de qualité d'eau Mbacké coow lu ma nga fa amoon na coow lu amoon sax ci diggante élus locaux ya fa nekk maanaam ak population ba am na un étranger bu jóge woon Suisse ak xaw ma fan demoon ne dañ fay defal jëm leen tëral foofu ay usine boo xamante ni dana leen produire une bonne qualité d'eau loolu aussi Ndiaye jar na ngeen xoolaat ko bu baax ak réduire les inégalités avec les prix yi ngeen ay 350 francs le mètre cube wala 6 wala plus de ça loolu aussi dafa doy waar. unité de potabilisation daal seen naa bu yi ngeen def lu mel ne Kaolack bu ngeen ko defee ay Mbacké def ko ci yeneen région au moins soo amee ndox mu cher da nga mën a am sax ndoxum qualité waaye ndox mi cher ba pare doonu ndoxum qualité loolu Matar defe naa dana indi problème. question rek laa amoon lu ma ciy participer. jërëjëf boo jël si question bi am na keneen ku nekkat si ligne bi nu jël ko salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd El Hadj Xaas Mbaye dëkk fii ci Mbacké Bawol. ñoo ngi lay déglu El Hadj Xaas Mbaye. maa ngi leen di ziar di leen dokkeel baax a baax. ñu lay dellu ziar di leen nuyu. daanaka li El Hadj Serigne Boy Diaw wax li ca pon li cëpp solo wax na ko. ñun nag problème bi ñu am ñun waa Mbacké ba léegi suñu digganteeg SDE population bi ak SDE ba léegi am nañ jafe-jafe dama xamul nag nan la ñuy def ba trouver solution parce que tey ci tey bu ma la waxee ñii ci ñenn ñi population bi xaaj bi ñii daan fay facture ñii duñ fay facture ba bërki démb ak démb rek dégg ngeen coow li am ci Mbacké parce que ay agents yu jug di relever wala ñuy dem di yóbbu facture wala ñuy dem di couper ji ñu di leen si faay loolu mën na dem ba indi jëyee joo xam ne mën nañ ko war nañ ko mën a teel a régler comme li Boy Diaw wax it ñun jaaxal nañu parce que man mënuma comprendre la dégg ndox mi di jëw ba Ndakaaru Mbacké di naan ndox moo xam ne comme ni ko Boy Diaw waxee parce que ñun ñu fi dëkk ñetti ndox la ñuy utiliser da ngay jënd ndox bi ñuy jaay ci butéel yi pour mën koo naan damay bañ a def publicité bi jënd ndox moo xam ne ndoxum teen mi pour mën ci fóot sa yére jël ndox mu naqariñ pour mën ci wëgg say xar facture bu dikkee mooy ñetti facture yépp sa kaw lay këppwaat te jamono neexul gën nag ñun bëgg nañoo xam nan la ñuy def ak SDE ak population bi lan mooy suñu jafe-jafe parce que lii mënut a continuer na toog ñaari at fay ñu facture ñenn ñoo nangoo fay facture léegi nag war ngeen ñoo dimbali ñu xool ñii nee nañ ñii population bee gañe ñii ne SDE ñoo gañe léegi ba kañ dañuy nekk rek ci jiixi jaaxa ba kañ la ñuy trouver solution toujours ñenn ñi sax dañuy mere parce que bu ñu wootee ndox Mbacké boo amee benn gàllankoor rek am utal nañ la noonu ne la yow da ngaa compte wala da ngaa def nangam te population bi sonn nañ trop daal ci ndox Mbacké ñu ngi déglu ba xam nag ban question ngeen ci tontu wasalaam. jërëjëf def naa am na keneen ku nekk si ligne bi allo sëñ bi. allo. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi sant yàlla ba. na nga tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Omar Mbengue. fooy wootee. maa ngi wootee Tëngéej. ñoo ngi lay déglu Omar. waaw mais man damay joytu temps yi ndox mi man ni mu mel ni temps yi jaaxal na ma quoi. naka la mel parce que démb damay naan ndox mais ndox mi dafa mel ni genre ndoxu kenn mënu ko wax quoi seen comme ndoxu foos. dama ko mujjee teg à côté sax mujjee moo ko naan mais loolu neexul te yow yaa ngi fay sa xaalis bu facture ñëwee nga fay buñ la fay boo fay lu ñu yóbbu sa compteur indi la ay jafe-jafe yu kenn xamul tamit yenn àq yu baaxul. waaw
yal nañu yàlla doolu sutura vraiment affaire yi war nañ ko seetaan daal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw Ndiaye def naa léegi mën nga jël mi ngi ne doo fay nga yóbbu sa compteur am na benn boo xam ne ñu daan ko seen ban allo voilà Ndiaye nee na doo fay nu yóbbu sa compteur de yóbbu compteur rek war ngeen ko bàyyi kooku maag si lu mës mën nañ seet beneen moyen bu gën intelligent ndax Sénégal dëkk sutura la comme ni ñu koy waxee temps yi yëpp xam maanaam yóbbu compteur moom mooy sës maanaam ñun dañuy waxtaan di naxante ak clients yi fexe tamit di leen yombalal ñu ngi fay facture yi man tey ji su ma amee facture ma gis ne mënu ma ko fay ci benn yoon dama war a jël sol sama daal dem seeti leen jot naa facture bi dëgg la waaye mënu ma ko fay dañ lay laaj ne la noo ko mën a fayee nga ne mën naa dugal weer wi ñaari junni weer ma dugal junni beneen weer ma dugal junni bu ko defee comme ñeenti junni la mu soo ko jeex dañ la koy nangul wante bu fekkee da ngaa toog ne mënoo fay ñu indi beneen facture nga mënoo fay ci yoon nag waaw dañuy dem xool nan la ñuy def ba client bi ñëw seet suñu parce que soo ko coupé wul du la seet xam nga loolu boo ko coupé wul du la seet si day toog rek naan baax na mais le problème mooy lu muy gën a yàgg lu muy gën a cumuler muy gën a metti ci ñoom soo jotee facture boo xam ne jàpp nga ne yow muy sa doole mënu ko fay benn yoon liñ lay mooy nga dem jege ñi nga xam fa nga xam ne fu ngay fayee yéen waxtaan déggoo ci payin gi na lay demee ñaari yoon ñetti yoon ba ñeenti yoon bañuñu ko ngir nga fay benn facture loolu lu nekk la ñi wax ak ñun même association consommateur bu ci bëri des fois dañuy nii diw woona ma nee na am na facture nangam ndax mën ngeen ko yombalal dañu ne dem seeti diw ban agence la nekk ñu wax ko mu ne demal seeti diw bu demee ñu waxtaan bu ñu déggoo mu ne dinaa ko fay nangam ku nekk dëppoo ak li nga waxoon beneen bi. mais du ñu coupé ba pare kooku daal di ñëw fay léegi ñaata temps la war toog pour ñu dellu ko compteur man dama gis koo xam ne li règlement service bi laaj mooy war na mën a toog parce que ça dépend ci jour yi ci d'habitude ajjuma sax du ñuy faral di coupé parce que dañuy boo coupé ni ko ajjuma samedi ak dimanche comme du ngeen liggéey du am ndox c'est juste une manière de lui rappeler que am na téléphone nu sa crédit di jeexee dootoo mën a woote noonu lay demee noonu lay demee donc bu nu jëlee sa compteur ci yoon war nga mën a ci yoon mën nañ la ko indil ci ngoon gi boo fekkee ne fay nga mën nañ la ko indil ci suba gi bu fekkee ne fay nga ça dépend tamit ci bis bi wante ak lu mën a xew mooy ñun nu mu gën a gaawee jotaat compteur am moo ñu gën a arrangé parce que bu dul dara ñun ay jaaykat lañ maanaam kuy jaay kuy jënd rek la soxlawul leneen beneen bi tam moo wax ci kii wax ne lan mooy solution Mbàkke yaakaar naa wax naa ko léegi naa ko dañuy def transfert d'eau incha allah ñoo ngi ci SONES moo koy liggéey joxe na marché bi ñi ko war a liggéey ñi ngi koy toppatoo te yaakaar naa ne ci weer yu gàtt la incha allah am naa yaakaar ne nëgal ni siy déwén du ñu waxaat li wax Mbàkke ak problème qualité de l'eau wala ay bañ fay facture loolu nguurug Sénégal daf ko jël à cœur joxe ndigal yu leer SONES mi ngi koy doxale seen eau yi ànd ci ak ñoom ngir lii nit ñi di jooytu mu jëm ci suñu ndox dafa saf xorom mu nekk loo xam ne dañ koy fàttaliku waaye nekkatul lu ñuy war a mën a dund kii wax nag malheureusement dama bëggoon laaj ko mu ne qualité de l'eau ndox mi mu jot nee nañu mais comme soriwu ci man du ma ci mën a tamit sori parce que bala ngay nettali géntu jàmbur mu wax la ba pare parce que exactement bu bëggoon naa ko laaj mu tontu ma mu mën ko indi leeral yu bëgg wante ci base lu mu wax nii bu fekkee dama ci bëgg a dugg di indi ay leeral maa ngi bëgg a ñeme yàlla. mais Ndiaye benn point boo xam ni ñëpp a ko yooxu ñëpp a ko jooy ndox mi cher na ndox mi cher na ndox mi cher na am na ñoo xam ne sax dañ ni ñu mel ne defe naa ñoom moom non dañ koy yokk ba pare daal di ko nëbb. ci été bi moom Ndiaye xam na li ma koy wax parce que woo naa ko ba sonn ren bi tàngoor bi ñëwee li ñu gis ci ñi nga xam ne ñëw nañ jooytuñu bu doon benn nit ñaari nit ñetti nit ñu ne xëy na sax ci infrastructure yi la mais yuuxu bi dafa généraliser ne facture yi dafa yokk général moom dafa général gaa ñépp a ko nag nous on vit ça directement te itam nag ñoom joxewuñ solution te officiellement augmentation du prix de l'eau amul kon yëf yi fan la nekk Ndiaye fan la nekk yokk amul tey amul ëllëg yokk ci ndox mi ñu ngi gëjee atum 2014 arrêté ministériel
mooy wax ne ndox mi nangam lay jar te boobu ba léegi amul beneen arrêté ministériel boo xamante ni ñëw ne ne ndox mi nangam yokk leen ci nangam wala teg leen ci nangam c'est-à-dire nit ñi dañuy wax ne waaw facture bi yokk na pourtant ñi nekkoon ci kër gi ba léegi ñoom ñoo fi nekk consommation dafa am ay période wante am na yeneen yoo xam ne mën na yokk sa consommation muy ay fuite wala leneen loo xam ne mën nga ko bañ sax yëg balaa nga koy yëg rek ñu wax la ko période tàngoor ku ne xam ne ni nit ñi dañuy soxla ndox soo déggee Dakar yu bëri coow quartier bi amul ndox quartier bi amul ndox ñi ngi koy tàmbalee nemee ko diggante weeru mai cetu mai jëm septembre octobre parce que boobu la nit ñi gën a soxla ndox donc boobu la nit ñi di gën a consommer comme courant climatiseur fi mu ne nii ñu ngi ci studio mais tàkkul mais ñëw fii ñaari weer ci kanam duñ taalu climatiseur bi na dugg ci studio donc bu comme yaa ngi yokk sa consommation donc da ngay jàpp ne tamit. da ngay seetlu tamit ne sa facture aussi dafay yokk. mais Ndiaye yooyu ce sont des périodes bien définies. par exemple tàngaay par exemple wala sedd. ko comprendre mais seulement affaire bi dafa continuer ba tey c'est ça le drame. bu ñu fàtte ne bu ñu la relever ba pare quasiment 2 mois après nga koy fay. waaw mais les gens ne font pas la relation entre ñoom li ñu wax mooy mais fi mu nekk nii. Ndiaye la ñuy wax. Ndiaye yëf yi période sedd lañ nekk mais comme ni ko Sall waxee dafa continuer. non dafa continuer yéen da ngeen ñam mu neex. non kenn ñamul dara kenn ñamul dara. non non kenn ñamul dara lu mu mën a wax mooy man tey jii damay yow Mohamed Cissé boo amee sa facture nga jàpp ne facture bi liñ la facturé teguñu ko ci yoon wala jaaduwul am na yoon loo xam ne règlement de service bi Ndiame Diop doon wax léegi lu mu la may ne la nga mën nga contester sa facture ñun dañoo am obligation képp ku ne sama facture d'accord ma ci ñu leeralal la gunge la ba boo d'accord ñu la nañ dem fi mbaxana doone benn fi mbaxana doone benn mooy ministère du commerce ñoo xam ne ay agents assermentés lañu ñoom ñoo xam ne ay inspecteurs poids et mesure ñooy wax ne dem leen buddi compteur bi indil ma. voilà ñu buddi compteur bi bu ñu indee compteur bi ñu dem éprouver ko def étalonnage ñoom ñooy wax compteur bi baax na wala baaxul bu baaxee ñu ne la fayal su baaxul ñu ne xottil sa facture dem defaraat ko te diggante bi na nga seet facture yu mujjee yi nga seet bi nga xam ne moom moo ci gënoon ne nga koy xool nan nga koy mën a defaraat noonu loolu la ñu yoon sant kon client bi wala abonné bi bàyyiwuñu ko rek ak exploitant bi wala opérateur bi nekkul lu la neex defal ak moom déedéet bu ñu jàddee yoon dafa mel ni comme code de la route boo brûlé feu rouge da lay attesté def door la contravention. suñu jàmm mooy ñu fexe ba li ñu yoon may ñu koy doxal. voilà mu ñëwaat si Ndiame waa Ndiame yéen si li ngeen nekkoon 2014 ba léegi est-ce que jot ngeen def évaluation avec tout ce qui est comme contestation et cetera daal di waat xoolaat c'est tam yan ban point ngeen di déparé waat pour que quand même mën calmer la clameur au moins parce que yéen tam seen bopp c'est général moom. non c'est pas général. ah si fu ngeen di fonctionner presque yëpp général mais fépp ngay dégg ay yuuxu al kaw gi yëpp mooy région Diourbel même seen côté Dagana ak yooyu yëpp les nit ñaa ngi yuuxu. ah bon allez-y répondez à la question. effort yi état Sénégal def. si at yi jéggi na dayo boo xoolee diggante ay 2012 2013 ak léegi li ñuy réaliser forage jóge si ay 1300 dem ba 2200 forage pratiquement. 2150 pour être précis. waaw xam nga loolu bëri na loolu du caaxaan. oui du caaxaan. ay programmes yu am solo la mais nag dëgg la mënuñu dara xëyu rek sotti mënuñu wax ne tey fépp am na ndox loolu mënul nekk et pourtant en milieu rural taux bi ñaata la 95 pratiquement pour cent moom la ñu am tey 95%. mais am na ay disparités comme ni nga Ndiaye waxoon dana am ay poches yoo xam ne yenn gox yoo xam ne ils étaient défavorisés mais disparité yooyu loolu moo waral programme yi am solo yu ñuy réaliser année yi mu jëm si PUDC yi pour corriger disparité yooyu la woon fi nga xam ne dafa xawoon na nekk si gannaaw yéex yooyu ñu mettre l'accent pour corriger disparité pour ñu mën a au moins mën a dab ñeneen ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon moo tax tey néew na nga dem si benn région nga daw ñaar fukki kilomètres nii gisoo forage néew na pour wax effort yi état Sénégal def. oui mais c'est au niveau de la gestion que ça flamme. non au niveau de la gestion lan nga dégg ak waa teg ngay dégg ñan ñoo koy wax on peut le dire mën nañ ko wax fii
aujourd'hui expliqué naa la sànq parce que bëggoon naa si dellu tout c'est pour eggale problème Aquatech bi parce que nee naa la Aquatech dafa démarrer dans un contexte particulier parce que ouvrage gestion communautaire la woon Alifor ñoo ko yore woon mais si gestion boobu lu bëri daf si am si bien que ñoom bu ñu jot ouvrage yi état bi mu nekkoon dafa xawoon doy waar. nekkuloon à niveau. nekkuloon à niveau et ñun boobu aussi ñun def nañu déjà l'état des lieux ba évaluer lan nañu war a dugal si koppar pour remettre à niveau balaa mu démarrer exploitation ñu déggoo ne durant les première année bi war nañu fexe financer la remise à niveau de ces kii loolu moo xaw a am retard tuuti mais démarré na actuellement c'est en cours leneen li li ma bëggoon wax rek mooy seen diggante ak vraiment les GIE les anciennes Asifor moo indi problème yu bëri yi nga gis site yi parce que Asifor yi aussi bu ñu nëbbantee y avait même des détournements d'objectifs am na Asifor dégg ngeen ko yoo xam ne dañ dem ba jënd oto est-ce que loolu taxul ñu sosé. waaw mais. war na mën a am jënd oto du fekkee ni seen. gain dem na ba non du gain yi demee ba am doole. Asifor loolu taxu kaa jóg. déet dana la gérer waxuñu la sax ngay dégager ay bénéfices extra non non. mais ñi doon jënd oto dañ ko jënd pour le compte de Asifor. compte Asifor. ah kan moo ko jënd bon. en tout cas ñi fi nekkoon yëpp xam nañ ni Asifor yu bëri woon na ay jafe-jafe am na Asifor yoo xam ne c'est 2-3 personnes ñoo koy monopoliser ñoom ñooy fi nekk ñoom rek ñooy gérer kenn du xam. ñooñu tey bu dekkee système bi dafa war a changer c'est normal que ñu résister foog c'est normal loolu wax ju bëri loolu moo indi wax ji yëpp. waaw mais man li ma jaaxal ñooñu ñetti nit ñooñu nga wax ñooñu doon gérer mais ba ñu gérer donc dañ doon gérer bu baax parce que temps boobu amul contestation yéen bi ngeen ñëwee contestation yi si la ñu commencé. bi Aquatech ñëwee war a arrêter ses contrats avec ces GIE ñoom ñu bañ. mais du ñoom avec les populations. attends déedéet. ah si les populations yi après la population après la ñëw ñoom bu ñu bañee dem si population yi ne leen bu leen fay facture wala nga jël ci facture yi 30% ñooy fay facture ñeneen ñëpp bañ a fay facture courant ñëw mais Aquatech ñu muy fay facture courant bi kay ils ont mis en difficulté. non je comprends loolu. mais pourquoi population yi continuer ba tey di yuuxu. c'est ça le drame mais loolu foog ñu continuer yuuxu parce que bu boobaa Aquatech bi nga xam ne moom. parce que Aquatech du fay Senelec. du fay Senelec. Senelec coupé. boo coupé nag ñu dellusiwaat nag léegi mettre encore au devant de la scène pour wax ne voilà mënul sa fay facture courant te fekk na boo xoolee yoreel nañ ko des arrières yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. affaire bi jafe-jafe yu mag la. tey maintenant quelle est la solution actuellement. actuellement ñu ngi siy liggéey vraiment en relation avec les autorités administratives ak kilifa autorités territoriales les maires yooyu ñu ngi def benn plan d'action pour vraiment corriger. ñoo ngi may signaler temps bi jeex na waaw yi nga xam ne am nañu ko exploitation. non maa ngi ñëw ñu ngi siy liggéey. ñu ngi avancé boole ci ànd si ak acteurs yëpp nag parce que nag mbirum ndox ñu mu intéressé bu bëri. ah mais non affaire communautaire la. affaire communautaire la voilà. bon léegi noonu obligé dégg na li nga wax quoi dagg parce que temps bi sax dafa jeex yéen li ngeen am sax dafa ëpp ba pare ngi te yéen ngeen dagg suñu ndox ñun ñëpp. waaw man li ma bëgg a wax temps bi très rapidement mënuñu wax affaire ndox te waxuñu KMS 3. KMS 3 mooy solution structurelle bi nga xam ne yaakaar nañ ne bu ñëwee. dootuñu battre le macadam ak désalinisation. c'est sûr mais il faudrait que ñu vraiment encourager l'équipe de la SONES parce que l'offre en quantité ñoom ñoo koy joxe ñii distribution la ñuy yore donc problème bi nga am ne moom lañ amoon c'était un problème d'offre léegi nag 200 mètres 1000 Ndiaye combien de mètres cubes jour. 100 000 moom mooy commencé. 100 000 mooy commencé. après ñuy dolli yeneen 100 000 après ñuy dolli muy 200 000. avec un investissement nag très lourd. j'espère que nag prix ndox mi du yokk. ñi ñuy wàcc si yoon wi nag waxagoo ko de yaa ngi ñëw offre bi est-ce que offre boobu ñu daan wàcc si yoon wi dañ leen yóbbaale. wax nañ ko parce que bu ñu déplacé dem ba Lac de Guiers promettre nañ ne li nga xamoon ne moo. ñi daan tëb problème ñi daan tëb dootuñu leen tëb. parce que aussi jaaduwul te maa ngi wax Bayaax. c'est des Sénégalais. waaye yaa ngi wax Bayaax la fa nekk ci forage bari na te Ndakaaru la jëm. donc war nañ leen xalaat ba nga xam ne ñu ponctionné leen ci conduite bi ba nga xam ne da nga am ñu am ndox mu sell. mais nag c'est vraiment le lieu de féliciter l'équipe de la SONES yi nga xam ne mobilisé nañ pour KMS 3 taxaw
ba nga xam ne désalinisation bi tam am nañ ci yaakaar. voilà 20h36 defe naa Ndiaye léegi yaay tëj. waaw xanaa damay jeexale fu mu wax rek ne nguuru Sénégal lu mu dugal ci xaalis ci secteur bi bariwul yeneen secteur yoo xam ne nii investissement bu toll noonu ci diir bu gàtte noonu def na ko ci. c'est un secteur qui demande encore beaucoup d'investissement Ndiaye. waaw moom moo tax moom la xam moom la xam. c'est tout parce que dañuy wax ne ndox mooy dund. ouais ndox mooy nit. liñ ci def nii Kër Momar Sarr 3 bi ñuy wax nii ñu ngi ñaan suñu borom ak jàmm ñu mën ko daloo mu ñëw fekk ñu ci jàmm ñu daloo ko ci jàmm ba teg ci yeneen ouvrage yoo xamante ni at yi di ñëw parce que li changé léegi mooy nekkatul dañuy def pour dabu maanaam naan nañu dabu bëgg-bëgg bi dañu bëgg romb bëgg-bëgg bi maanaam di am loo xamante ni dañ naan mën nañu xaw a noppalu sax jamono ji ndax li ñu indi ci ndox mën nañu am luxe ñu xëy ne nañu taxawal Kër Momar Sarr. suñu réservoir yi fees na te nit ñi duñu ko yëg. suñu mbànd yi fees na. maanaam maintenance fi mu nekk nii su ma waxee nii Kër Momar Sarr boo dee am maintenance dañuy xam xalaat fu ne lañ koy tourner ban bis moo gën a rafet ndax lii waaye bu li SONES di liggéey ak ànd ci ak seen ak état bu Sénégal noppee usines yi dootuñu daw sax ay 24 heures sur 24 yoo xam ne actuellement amul quasiment benn ouvrage boo xam ne da ngay noppale ko feu continue li ñuy wax au taquet moom la ñoom ñëpp di nekk fu mu nekk nii li ñu bëgg moom mooy bu dee téeméer la ñu soxla ñu liggéey téeméer ak juróom fukk nga xam ne dinañ am un matelas tellement intéressant que ouvrage yi dinañu gën a yàgg ndax dañu am maintenance bi ci war dinañu noppalu ni ci war te nit ñi dootuñu yëg ne dafa mel ni kër gu am réservoir robinet bi léegi da nga dégg ma naan tëj na man yëguma ko woon ndax réservoir bi moo la ko may léegi loolu la état bi di def te loolu la seen audit def loolu la ñu bëgg li ñu dugal ci ndox ci li produire ci ndox ci at yi ñaari at yi wala ñetti at yi mujj amu fi woon ñu ngi jógee ci 2019 rek 395 000 mètres cubes jour actuellement on frôle les 480 000 mètres cubes jour demande bi nag moom moo bari moo tax état bi lu bëgg moom mooy nekkatul damay daw ci demande bi waaye dama bëgg léegi di jiitu demande bi maanaam je veux devancer la demande bu ma ko defee nag loolu la SONES di liggéey programme am yëpp mooy nañu def ba devancer demande fi mu ne nii Kër Momar Sarr phase 1 bi bu jeexee nii dañuy daal di dàbbali ndox mi bàyyi ko ci géej gi muy dessalement bi. buy noppi ñu dàbbaliwaat deuxième phase bi yooyu yëpp bu ko defee bu ñu ko songee dañuy am presque 750 000 mètres cubes ça veut dire que dañu doubler actuellement li ñuy produire wala ñu quasiment jëm ci tripler ko bu ko defee nit ñi dootuñu wax ne ndox amul léegi li ci des. mooy nit ñi tam dootuñu wax ni facture bi cher na. boobu lu gën saf nag. ndax du ndox mi bëree booy disponible wàññi rek moo si des. facture moom il faut relativiser. te ndox moom kenn waru ko yéega moom. non ndox dafa yomb. kenn jaayul ndox offre moom bu bëree moom kenn jaayul ndox. mais ñu ñoo gën cher Côte d'Ivoire. service si ndox la ñuy jaay. waaw ba tey loo ko mën tuddee rek ndox mi am yàlla la. waaw Ndiaye loo ko mën tuddee rek 250 ndoxum maam yàlla kenn du ci fay dara non Ndiaye ndoxum maam yàlla kenn du ci fay dara ndax bu tawee damay sangu ba pare te du ma ko fay dara. service bi la koy indil ba ci service bi la koy indil ba ci biir waaw loolu tax ñu war ko wàññi loolu ngay fay. yàlla na ndox mi ñëw le 31 mars yàlla bu ci cat dugg le 31 mars nee na ñëw ak voilà ñoo ngi lay remercier si sa participation. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. voilà ñoo ngi xam rek ne défi vraiment c'est immense. les défis sont majeurs sont immenses. mais je crois que mën nañu am en tout cas yaakaar. bu ñu gisee li ñu jot a def si at yi passé ak vision bi ñu am mën nañu am yaakaar ne fi ñu jëm vraiment bu fa yeggee jafe-jafe yu ñuy gis yëpp dina teggeeku jëm si qualité ndox mi mu doon wax léegi am na solo bëggoon naa si ñëw. non jeex na fii kañ moom dootu na may une seconde. vraiment loolu yëpp léegi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yaa sa participation yaa fi voilà mën a teggi jafe-jafe yi askan bi. voilà yaa fi toogaloon fort nu koy fàttali yow ngay directeur contrôle de l'exploitation également itam di remercier suñu partenaire bi nga xam ne moom tam à chaque fois duñ ko soxlaa rek moom mi ngi fi moom Cissé di vice président ASCOSEN Ndiaye Diop moom si kër gi la bokk. mbokk auditeurs yi ñu leen di gërëm bu baax a baax si seen teewaay ak tam ñi participer si émission bi yëpp Pape Laye moo nekkoon si technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waa ñu leen jox dox daje beneen àllarba bi incha allah jërëjëf.